télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñi ngi dikk ak yéen ci émission spéciale boo xam ni ñi ngi koy jagleel président directeur général groupe Walfadjri muy Sidi Lamine Niass xam ngeen ni ci programme groupe bi ñu yëgee naqar boobu dal ci kaw askan wi ci le programme yëpp daal di soppeeku loolu nag lu war la ndax yaakaar naa ni ki nga xam ni moom moo génn tey ci réew mi mën nañu wax ni kenn la ci Sénégal li koy firndeel dafa bëri bu ñuy wax nit la ku multidimensionnel bu ñu koy wax ci nit yaakaar naa ni Sidi Lamine moo ko gën a yelloo nit koo xam ni dafa multidimensionnel mooy koo xam ni ci fànn yu bëri daanaka dafay am taxawaay bu am solo kooku moom moo génn ci réew mi mën naa wax ni amul ku mu bettul amul ku mu naqariwul parce que même bu fekkente ni Sidi Lamine ay position politique am doo ci d'accord ak moom sax di nga jàpp ni doomu maam Khalifa la Niass la sant nga bëgg ko ndax loolu même bu fekkente ni sax du loolu di nga xam ni kii am na taxawaay bu am solo ci wàllu presse boo xam ni itam war nga ko mën a ràññeewe kon muy nit koo xam ni ku dem la bari na nag ñu dem macha allah bu Khalifa demee ñu amaat beneen Khalifa bu footballeur demee ñu mën a amaat beneen footballeur waaye ku mel ni Sidi Lamine Niass yaakaar naa ni amaat ko ci Sénégal du yomb ndax taxawaay boo xam ni taxaw na ko ci biir réew mi daanaka dundam yëpp daf ko jagleel liberté daf ko jagleel démocratie dundam yëpp daf ko jagleel li nga xam ni moom mooy àq ak yelleefu doomu aadama ci loolu la ñu xamoon Sidi Lamine Niass mu nekk koo xam ni taxawaayam ci diine kenn umpalewu ko taxawaayam ci jamono kenn umpalewu ko taxawaayam ci politique itam kenn umpalewu ko loolu kon dafay firndeel li nga xam ni moom laa wax mu nekk nit koo xam ni ku multidimensionnel la kooku la Sénégal ñàkk tey Sénégal ñàkk ko waaye Sénégal ñàkk koo xam ni comme ni ma ko waxee rek xam naa ni ñi ma bëgg a bokkal plateau bi ñoo ciy gën a yaatu waaye nag dafay xaw a doy waar itam nga invité ñoo xam ni tey yaakaar naa ni fi ñu toog man waroon naa fa toog parce que wax ci Sidi Lamine waroon naa ko def fii ma toog tey kenn ku ci ne ci ñoom mënoon na toog fii ma toog nekk sa invité kon bu fekkente ni nekk nañu suma invité aussi du tare man li nga xam ne xam naa ko ci sëñ bi Niass muy Sidi Lamine Niass mu nekkoon nit koo xam ni nit ku ñu mën a jàpp ni jullit la ndax koo xam ni foo ko gisee ñaare dina yor kaamil ci loxoom moo xam kaamil bu ndaw la moo xam kaamil bu mag la yore kursam ci loxoom loolu mën nañ koo seddeel nit jàpp ni kii ak jullitam lu wér la ñu yàgg nag ak moom ànd ak moom ci lu bëri ci liggéey mu jàppale ñu itam jàppale boo xam ni yaakaar naa ni Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët ndax xale boo xam ni dafay tàmbali métier journaliste nga wóolu ko jox ko confiance ba tey mu am fu mu egg yaakaar naa ni loolu amuñu payam kon du ñu def lu dul di ko jaale ay mbokkam di ko jaale ay jegeñaaleem di ko jaale ay xaritam di ko jaale ay wëllëreem moo tax tey ci émission spéciale bi télévision Futur Média def ñu di ci ànd ak Maimouna Ndir nag ku ko wax xam nga ni di nga ko wax xam ci Walfadjri mu nekkoon soxna soo xam ni moom itam ku ñu ràññee woon taxawaayam la foofa ca Walfadjri moom la ñu fas yéene àndal tey ci seen émission spéciale ak télévision Futur Média maa ngi lay nuyu Maimouna. maa ngi lay fay Papa Ngagne di nuyu ñi ma bokkal plateau bi El Hadj Bekay Mbaye ak le ministre Bamba Ndiaye. ñu am ci plateau bi tam ki nga xam ni mooy le ministre Bamba Ndiaye moom yaakaar naa ni moom Sidi wax na ni xaritam la te loolu wax na ko du benn yoon du ñaari yoon ñëpp dégg ko wax na fu ñu jaar jàngandoo ci réew mi jàngandoo ci bitim réew wax seen jaar-jaar loolu yaakaar naa ni Sidi Lamine wax na ko waxati na ko moom Bamba Ndiaye mi itam wax ko kon dëgg la ni ñoom ñaar ay wëllëre lañu le ministre Bamba Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Pape Ngagne di nuyu mbokk yu baax yoo bokkal tableau yi soxna Maimouna ak El Hadj Bekay di nuyu sa téléspectateur yi ñu déglu. voilà El Hadj Bekay Mbaye moom itam xam naa ni ràññee ko bu ñu ko defee Walfadjri bokk na ci li tax ñu gën koo xam bu baax foofa ca Walf mu amoon fa moom itam taxawaay bu am solo ci wetu Sidi Lamine Niass loolu bokk na ci li tax ñu recevoir ko tey ci spécial émission bi ñu jagleel Sidi Lamine. jërëjëf Papa Ngagne maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm ci invitation bi di am mbégte fekk fi nag ajaratu Maimouna Ndir da di sama xarit di sama jigéen bu ma fi fekkee Bamba Ndiaye tamit ku ko gis xam ko ak Sidi Lamine te ñoom ñaar yàgg nañu loolu moo tax ma am mbégte lool fekk la fi yow mi nga xamante ni ba ngay ñëw it fa nga nu fekk waaw suñu xol daal fees na waaye bég nañu ci invitation bi ak plateau bi nga def jërëjëf El Hadj Bekay kon dama koy tàmbalee rek ak soxna si muy Maimouna
xam naa c'est important ñu ñëw ci sensationnel bi muy émotion bi nga xamee ni yëg nga tiis bi nan nga ko yëgee ak ban mbetteel nga ci am lan nga ko déggee. man daal ci suba sama doom bu jigéen moo jàngi woo ma téléphone ne ma maman ndax dégg nga nouvelle bi ma ne ko ban nouvelle mu ne ma Sidi Lamine Niass ma ne ko Sidi Lamine Niass lu xew mu ne ma wax nañ ne dafa gaañu ma ne bon loolu waxu xale la xam naa ne peut-être day wax noonu rek après ci laa jóg nag fekk ma jàppoon tuuti après ma def comme journaliste la def samay investigation xool effectivement muy information boo xam ne c'est avéré ma jaaxle tiit ma ne lii mënul nekk ba pare ba ci yàgg ma ne maa ngi yàlla mooy dogal donc yàlla moo ko dogal mais ma tiit lool jaaxle lool ma ne ku mag dem na un grand homme dem na vraiment mu nekkoon koo xam ne Bécaye ñoo nekkandoo woon nekkandoog yow nekkandoog ñeneen mu uuf ñu ñun ñëpp nekkoon nit ku baax teg ñu ci yoon parce que tey lu ñu mun ci journalisme mun nañ ne foofu lañ ko Walfadjri lañ ko mu ne rédaction Walfadjri parce que jaar nañ ci école c'est vrai mais li lay tàggat ci rédaction la te mu yombalal ñu ko lool man def naa fa juróom-ñaari at xëy na bu ñu ñëwaatee ci biir waxtaan bi dañu ñëwaat ci anecdote yeeg lépp mais en tout cas may jàpp ne nit ku baax dem na nit ku jullite dem na nit un grand monsieur daal c'est un grand monsieur qui est parti vraiment ñu koy jaal Sénégal yëpp di ko jaal umma islamique bi di ko jaal le monde entier parce que comme ni nga ko waxee à l'entame de ton émission c'est un homme multidimensionnel. Effectivement merci beaucoup Maïmouna. Le ministre Bamba Ndiaye wax naa ko léegi ci bi may introduire moom moo wax seen diggante yow itam nga wax seen diggante te seen diggante umpul kenn kon yaakaar naa ni am na solo ñu recevoir la ci spécial bi ni ma ko laajee rek ci émotion yi bala ñuy dugg ci anecdote yi ak leneen nan nga yëgee Fatou Sidi Lamine ak lan la def ci yow bi nga ko déggee. bismillahi rahmaani rahim wa salaatu wa salaam ala rasulihil karim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. waaw Pape ni ma ko yëgee lu xaw a doy waar la man dama julli fajar ba pare yàlla dafa am ay signes maa ngi doon charger sama portable dama am habitude bu mu jullee fajar ba pare consulter sama portable est-ce que amul message est-ce que WhatsApp amul kii ma jël portable bi rek mu rëcc rek daanu toj verre bi kii carrément. alors sama kër sax dañu jaaxle te li ko toj lu banal la presque daanu na plusieurs fois lu ëpp loolu musul toj mais cette fois-ci bu toj donc j'étais un peu coupé du monde ma daal di bàyyi noonu ma ne bon léegi xam naa bu ma teelee xëy avant 9h pour changer du verre bi parce qu'il me faut faire ça immédiatement ma ne avant 9h du ma fekkee naa xaar ba 9h ma dem changel ma ko fi ma toog noonu 8h30 je crois bor yooyu ma it sama fille ñëw dama mais papa xanaa déglu xabaar bi ma ne ko ban xabaar man dama dégg léegi ñu ne ci internet bi laa xool sax gis ñu bind ci ni Sidi Lamine Niass dafa gaañu alors ma vérifié effectivement comme ni ko soxna may mën a defee j'ai trouvé que c'était vrai après bon muy lu tiis lool mais comme yàlla la ñu gëm te moom xam naa ko ku gëm yàlla la man dama ne sax xam naa nit ñi daan jaaxle sama comportement parce que mel na ni defuma dara parce que xam naa ni Sidi ni ma ko xamee gëm gi mu gëm yàlla te xam yàlla itam ak i jëfam doon ko doxale addunaam yàlla moomu boo ko gëmee nag da ngay xam ne ñun ay outils lañ ñun ñoo fàtte mission bi nu fi indi léeg-léeg ñu amal suñ bopp ay prétentions personnelles mais au fait nous sommes des outils de Dieu. D'accord. dafa ñu fi indi pour une mission bu paree rek moom bu la yóbbu du la tàggu. d'accord dinañ ñëw ci baat boobu nga wax muy ko gëm yàlla la dinañ ñëw ci li nga xam ni xëy na ñàkkul am na lu koy dëgëral ci sa kàddu yooyu foo xam ne jaar nga fa ak moom El Hadj Bécaye comme ni ma ko laajee invité yi am na noo ko yëgee am na lu mu la def ndax fi ngeen jaar waaw foofu xam nga man Sidi dama ko mus di bàyyi xel yu bari yu may def ma ko daan woo Sidi nangam ak nangam mu jox ma xalaatam ci ginnaaw amoon na jafe-jafe yu télévision Walfadjri amoon ba mu toog ay 2-3 jours defuñu émission ma woo ko ni ko Sidi da nga yaakaar ne yaa moom télé bi xoola xale yooyu
yow moomatoo télé bi de Walfadjri léegi dem na yoonam mu ne mu wax nga dëgg am ay argument yu ma jox ñu waxtaan ma ko te avant ma koy woo naa Alaaji Assane Gueye ñu ko mën daal problème bi Alaaji Assane dinaa woo Sidi mu ne waa rafet na de woo ko nga waxtaan ak moom ma woo ko waxtaan ak moom mais Sidi li nga dafa am baat boo wax léegi ku nekk jóge na fi ñu ne dinañ ko remplacer. oui mais non Sidi kenn du ko remplacer. ça c'est clair. Sidi Lamine bien sûr. Sidi Lamine. ah oui c'était Sidi Lamine. tey dama xëy. voilà. ci suba gi bu ma xëyee damay seetaan journal Walfadjri fajar. pour ma xoolaale seen revue de presse. noonu laay def tey Omar Ba laa gis mu taxaw def nii waaw parce que man boobu jóg na waaw boobu 7 heures passé na je crois ma gis dégg ko muy wax mais maa ngi dugg ak génn ma ne mais ba si ma dégg ko mu naan yàlla mooy dogal nangam ma ne yàlla mooy dogal quoi ma taxaw xool ci fin bi te fekk na tudd na turu Sidi Lamine Niass ba pare dégg naa Sidi Lamine Niass mais après ma dégg yàlla mooy dogal ma ne yàlla mooy dogal lu yàlla mooy dogal ma xool waa ji mu wax bët yi taa ma ne mais tiens mais jaara kay loolu non li may xalaat amul bu ma ko nangoo gëm ma toog ba ci yàgg ma ne naa woo Ousmane Sène ma woo Ousmane Sène jotuma ko mu woo Saliou caméraman ñoom ñëpp ñu nekk en communication fu ma leen wooyee ñu nekk en communication xam nga sama xel di gën a ñaaw ba ci yàgg ma jot Ousmane di jooy ma ne kon dëgg la mu yuuxu ni ma dëgg la nii laa ko yëgee ku baax dem na ku Sénégal dootul amati dem na ku bokk ci léppi Sénégal waaw léppi Sénégal Sidi Lamine mi ca Senghor ba ci Macky Sall léppam boo laajee culturellement politiquement tout Sidi Lamine dafa bokkoon tout à fait Maïmouna wax nga un grand homme lan moo koy symboliser pour yow bon li koy symboliser d'abord mooy man bi may ñëw Walfadjri boobu stage laa fa doon def ma ko daan seetaan moom surtout Diine ak Jamono parce que defe naa rajo bi dafa ubbi novembre 97 n'est-ce pas octobre ou novembre voilà octobre 97 man ma ñëw fa août 98 donc dafa ubbi quelques mois rek ma ñëw ma ko daan suivre avant ça boobu xëy na benn télé moo fi amoon muy RTS ma ko daan dégg muy def am ay position yoo xam ne daf ma daan marqué donc bi ma tolloo ci jàng journalisme bu war a def stage dama ne sama papa man sama stage Walfadjri laa koy defee parce que ki ko jiite daf ma neex ndax ay qualité am ndax ay position yi muy jël et autres mais man bi may dugg Walfadjri xaw ma Sidi Lamine Niass je ne le connaissais pas xaw ma ko man su ma duggee Walfadjri ci directeur exécutif bi laa jaar muy Mame Less wala yow ko fekk Souleymane déedéet directeur exécutif à l'époque Mbaye Sidi voilà donc man nekk naa Walfadjri pendant 6 mois gisuma Sidi Lamine Niass may wax ci rajo bi gisuma Sidi Lamine Niass ba benn bés may génn ci couloir yi rek ma tasanteeg moom pour dire que nit ñi dañ daan liggéey ci rajo bi te duñ ko xam donc peut-être xëy na 3 mois je dis 4 mois ma tasanteeg moom ci couloir yi mu ne ma soxna Maïmouna na nga def waaw kii fan la ma xamee man mosuma gis te même su may wax ci rajo bi bref laa doon def à l'époque ma ne kii fu ma xamee après ma ne ko danga ma xam mu ne ma xam naa la kay bu weeru deewee nga jaar ci Sané xam nga yow xam nga Sané voilà mu ne bu weeru deer nga jaar ci Sané pour ñi xamul moo nekkoon suñu comptable donc noonu laa intégré Walfadjri muy def di poser acte yoo xam ne di ma jàppale ci noo xam ne ci sama liggéey parce que jigéen laa bugguma ku ma yab noonu laa mel yàlla moo bindee noonu donc ñun ñëpp ñu nekkoon ay xale ku ne di bëgg a prouver donc des fois dina metti ci studio d'enregistrement yi ak yooyu mais toujours man su ma amee clash ak kenn en tout cas man toujours daf ma daan ànd ak man ba benn bés xaw ma lu ñu doon wax ma ne ko yow su problème amee gis naa ne xëy na li ma nekk jigéen moo tax man ngay àndal mu ne ma déedéet ànduma ak yow de dëgg gi laay àndal dafa fekk nga nekk ci côté dëgg gi moo tax ma ànd ak yow chaque fois daal muy poser ay actes di poser ay actes di poser ay actes et puis nekk nit ku simple koo xam ne il est d'abord très très facile mun nga boo tasanteeg moom day waxtaan ak yow wàcce boppam donc vraiment nit ku mel noonu je me dis que vraiment jafe na c'est vraiment un grand le ministre Bamba Ndiaye wax nga ni ku gëm yàlla la te ni nga ko waxee ba tax yow sax sa comportement war a jaaxal nit ñi loolu boo ko waxee lu ñu war a mën a xam la ba war ci mën a jàng
lan moo tax nga seedeel ko ngëm yàllaam moom Sidi Lamine Niass. bari na d'abord dama ko teel a xam parce que man bi ñuy xamante CM1 lañ bokk fii ci école Abdoulaye Niass école franco-arabe Abdoulaye Niass rue Raphanel angle Escarfé CM1. boobu yéen a ngi am ay. booba ay 13 ans. 14 ans parce que man def naa fa 3 ans. pour mën a am 16 ans pour mën a présenter le concours d'entrée au collège franco-arabe booba pour faire le concours il fallait avoir 16 ans au minimum. man jàngi naa fa 3 ans pour mën a def concours bi deuxième année ba rek mënoon naa ko def parce que j'avais le niveau mais dem naa sax ba tàmbali ñu génne ma ne ma amuloo 16 ans ñu vérifier ne ma amaguloo 16 ans donc ay 13 ans la ñu xamante ñu bokkandoo jàng CM1 jàngandoo CM2 defandoo la même année concours d'entrée au collège franco-arabe admis dem def 3 ans collège franco-arabe bi ñu paree collège déjà au collège man j'étais le président de l'association des élèves moom nekk secrétaire général donc foofu aussi il y a une proximité ñu liggéey ensemble ñu organiser booba étudiants arabophones yi dañ daan organiser chaque année wala chaque 2 ans benn congrès des étudiants arabophones yi nekk ci biti ñu ay étudiants lañ ñun déjà âge boobu ay 16 ans 17 lañ amoon 18 au maximum donc ñun ñoo si gënoon xale ba pare amuñu woon niveau étudiant yooyu alors que étudiants yi ñoom ñuy def licence ak ay maîtrise ak yooyu la mais ñun ñu décidé ne congrès bi étudiants yi dinaan ñëw bu ñëwee Sénégal vacances ci def ko ñun ñooy leen comme da ngeen koy def si Sénégal te yéen ay Sénégalais ngeen ñun ñi nekk Sénégal ñoo war a jël organisation bi en charge ñu jël ko pour la première fois en charge préparer rapport yeeg affaire yi yëpp et jox ko une nouvelle orientation parce que d'abord congrès bi booba PS fi ne ay ñëpp ay étudiants PS la ñoon suñu mag ñi bu ñëwaat rek dañuy kii dugg ci PS tagg PS ñun ñu décider pour la première fois ni cette fois-ci du congrès taggaate dañuy wax problème réew bi on avait demandé ci résolution je me rappelle bien libération des détenus politiques ñoom Mamadou Dia à l'époque ñu ngi leen détenir c'était en 71 demandé booba SONES bi ban rôle la ci doon jouer moom ban rôle. non un très grand rôle on était tout le temps ensemble on était que deux ñun ñaar rek ñoo doon def lépp ñooy dugg di génn la preuve dem nañ booba bind Senghor lettre président de la République ne ko dañuy def congrès dimbali ñu mu tontu ñu ne ñu jox naa leen 150 000 francs dem leen jëli ko ci sama directeur de cabinet boobu Moustapha Niass président de l'Assemblée nationale moo nekkoon son directeur de cabinet mais biñ duggee xaw ma Moustapha Niass xëy na mi ngi may seetaan xëy na fàtte na seen boobu daf ñu xool ne mais comment yéen di ko nii ngeen toll man ma foog ne ay màggan ngeen di ko xale yu tuuti gi daa leen jox 150 000 dem leen uti mag mu leen jëmmal ma jox ko xaalis bi du ma teg xaalis ci seen loxo ñu dem jëli El Hadji Muxtaar Dieng bi nekkoon ci sa pegg kër xam nga ko bu baax moo nekkoon imam foofu imam mu ànd ak ñun dem ñu jël xaalis ba pour suñ congrès donc te yooyu yëpp rôle yu mag a mag la ci xam nga Sidi moom daanaka du dugg fenn di fa des ginnaaw alors waaw leader la elle loolu la moom leadership dafa nekk ci moom alors donc yooyu dañ ko bokk congrès ba ñu ko defee ñun booba mën naa ne ay xale la ñu année boobu la ñuy pare aussi collège ñu pare ñun ci premier yi lañ bokkoon tout le temps alors ñii dem promotion bi 7 ans boobu ba mu sa def collège 3 ans da ngay dem Tunisie def fa 1 an alors ñëpp presque dem Tunisie bi moo nekkoon seen xel ñu pare ñun encore comme ñooy re bureau bi ñooy toppatoo passeport yi sunu morom yi un matin ñuy jëli passeport yi building fa la ministère de l'éducation nekkoon ñu ne ñu waaw man mii maa fa demoon moom boobu ma nga collège di ma xaar ñu ne ma waaye Mamadou Bamba ma ne waaw ñu ne ma un Sidi Lamine ma ne mu nga collège waa ji ne ma woo ko mu ñëw waa ji ne seen passeport a ngi nii yéen ñaar du ngeen dem Tunisie parce que seen affaire dafa am lu ci lëndëm te leerloo guñu ko te ngeen di xaar mu daal di tontu waa ji ne ko waaw comme dafa lëndëm nañ dem ba mu leer waaw waa ji dafa pare
c'était le directeur de l'enseignement à l'époque ne amu leen question bu ngeen di poser mu ne ko mais comme affaire bi dafa lëndëm kay yow mi ko wax nee nga dafa lëndëm ci yow kenn mënu fee am ak leer ñu daal di jóg dem alors ba suñu morom ya di dem Tunisie mu ne ma mu téléphoné ma ne ma man di jël naa taxi pour gunge ji gaañi dem Tunisie man en vérité demuma ma ne ko ah bon dañoo dem ma enfin man de dama programme leen mu dem gunge leen ñu dem Tunisie ba pare yooyu doo yëg ci moom sax ne dara am na mu continuer ci activité yam doon def fa lañ toog ba ñëla def fa 1 an bi dikkee ñu affecté ñu ci affectation bi aussi ñu sanctionné ñu booba ñi jàngale arab bariwuñu da ngay tànn fu la neex ñëpp Dakar Thiès ville yi lañ daan des man yóbbu ma Koukandé en Casamance moom ñu yóbbu ko Kédougou mu résister nekk fa di bagarre ba ñëwaat ci la dem Égypte jàngi bi mu ñëw dem Égypte jàngi ñëw fekk magam Ahmed am ay problème ci affaire u ajak yooyu mu jël affaire bi en charge ci la demee kaso kon. ci la demee kaso ci ay diffusion de fausses nouvelles lañ ko yóbboo kaso ay traque yu mu defoon parce que dafa dem toppatoo affaire bi ba ne réglé na ko mën na leen a wutal avion bu état ba fekk booba état bi décidé na ne du privé bu mu neexati rek nga jël say kii yóbbu mu ne ak kon nag bàyyi leen coow li ngeen di coow ci bitti naan Ahmed yóbbu na seen ab xaalis léegi affaire bi yéen a buggul yéen a mayewul ku dem même ñun bu ngeen ñu bàyyee mën nañoo def léegi lii daal di bind tract parce que su bëggoon daana ànd ak nit ñi dem Kaolack dellu siwaat nit ñi di ko seet si mu bind tract nag di ca leeral loolu ci loolu lañ ko arrêté woon pour diffusion de fausses nouvelles mais loolu lépp daf ko supporté ba mu génnee prison rek daal dem fële Médina jël fa benn appartement woo ma un jour li ma daal damay créer benn journal déjà may ma jeexale foofu ba ñu nekkee collège nekk ay étudiants ay élèves sax laay wax maa ngi moom ñu créé benn journal ci biir collège bi tudde ko Fikratu Talib la pensée de l'étudiant dañ ko daan yenu dem centre Le Bré fële booru université ci la béye ñooñu ko daan tirer rénotypé ñu dikkaat collège di ko jaay élèves yi pour dire que déjà donc affaire journalisme presse teel na nekk ci bopp bi te yooyu yëpp mu fësoon la loo xam ne da ci daan dem ak détermination fu problème amee aussi am na solution. Très bien alors El Hadj Bécaye yow wax nga ku baax la témoignage yi nga xam ne moo tukkee ci Maïmouna Ndir am na loo si xam li nga xam ni itam moom la Bamba Ndiaye wax ci fitam ak ci taxawaayam ci leader ne maanaam judduwaale nekk njiit loolu gisoon nga ko ci moom. Sidi Lamine waaw leader la woon Sidi Lamine. Sidi mënul nekk ay deuxième position ay idéem dafa respecté li muy wax dafa gëm li muy wax noonu la meloon dafa gëmoon li muy wax man comme ni ko may li dal may mën a dal na ma ci moom mais man yeggunu ay 3 mois yooyu dañoo liggéey ay 1 mois yooyu rek mu commencé di ma tooñ naan ma mbay ñas waay ñas bu ma rombee bu ma nuyoo du ma ni mbay ñas la may wax sëñ bi ñas na nga def ma ne ko mbay noonu la ñu miinantee nekk ci biir kër gi mu comme li ngay wax léegi dafa simple Sidi sax ma da daan dox ak tànku neen ci biir kër gi ñoom ñii ñëpp xam nañ la Sidi da daan yor téere bi ak kurus bi jógee appartement am def tànku neen ñëw dugg ci biir rajo bi nuyu nit ñi du joxe benn nag directive yoonam nekku ci yéenay liggéey seen liggéey du la ni waxal lii du la ni defal lii loolu man mën naa ko seede du la ni dara mën naa ko seede benn yoon nag am na lu ko jaaxal xam nga Yoro Dia dafa mën a gëstu dañu nekk entre les 2 tours nag ma baala maa ngi dugg allez-y Bécaye dañu nekk entre les 2 tours may def njiinum Sénégal ba ay 16h30 Yoro Dia gàddu saagam dugg ci biir studio ma ne ko Yoro lii na mu ne ma scoop laa yor ma ne ko ban scoop mu ne ma scoop laa yore arrêté njiin mi bomb ma ne ko bomb lan mu ne ma léegi maître Mbaye Jacques Diop moo démissionné ma ne ko yow ku la ko wax Yoro mu ne ma Jupiter a doon animé moo nekkoon ci ma ne ko Jupiter dugalal chariot du feu Jupiter ni ma lu tax ma ne ko kaay mu Jupiter bi yëri ñëw ni ko lan la
mu ne ko dugalal chariot du bég dee dugal damaa am scoop Jupiter xam nga dafa neex dem dugal chariot di fa ma jël ni mbokk yi ngeen baal ñu ngi woon ci njënum Sénégal waaye nis tuut dinañ leen jox information bu am solo benn yoon laa ko wax ñaari yoon rek ma gis si ci bay filtre bi rek ma gis si traversé dugg ci studio bi taxaw xool ma ni ma lan ma ne xool Yoro Dia di këj Yoro gëm na information te xam na ne dinañ ko jàllale bon quotidien bi bëggul ñu jàllale ko parce que bëgg nañ ko titrer Demain mais Demain dafa sori te on a des concurrents yu taxaw yoo xamante ni ñu ngi taxaw te wóor na ko di Yoro Dia wóor na ko bu ñu taggaatee 1 heure de temps concurrent yi yëg ko te Walfadjri quotidien xalaatuñu loolu ñoom pour ñoom danoo war a bàyyi ñu dóor ko ci quotidien te quotidien bi Demain man ni nii Jupiter joxaat ma ni mbokk yi si dee ngi taxaw ak Abdourahmane Camara ma ni mbokk yi kon ni leen ko waxee xibaar bu am solo wadd na fi dañ leen di bàyyeek suñu naataango Yoro Dia wax affaire bi doon bomb si di la mi taxaw rek jàpp ñëw ci Yoro ni ko Yoro am nga ci loolu la leer mu ne ko leer na nañ nis tuut waa présidence wootee pourquoi ñu joxe information bi pourquoi ñu après Sidi bi Yoro génne Sidi ni mu Yoro daal moom dafa doy am na ko Sidi lii information bu wóor la lii bu wóorul woon Yoro Dia du ko wax mu ne man xam naa loolu xam naa ni wóor na waaye xam nga gars yi rek fi ñu toll seen doole dafa néew te bëgguma leen xam nga noonu moom nag mën na politique mais dafa am yërmande mais dafa am sentiment dafa am sentiment ma ne ko ah non affaire bi am na ba pare dëkk bi nag coow li nag doogoo kii ci réew mi boobu bokk na ci loo xamante ni maa ngi toog mu def ko ak yeneen yoo xam ne day wane ni boo keroog laa mos a gis mu ñëw intervenir ci affaire information keroog rek laa ko mos a gis mais sinon yoonam nekku ci man lu ma neex laa daan wax keneen noonu mais Sidi Lamine du ñëw mukk ne la nii nga koy waxee waroo ko ne waxee wala waroo defee nii bàyyi mayoon na nit ñi seen liberté et puis Sidi ku fonk journaliste la waaw ku fonk journaliste la ku fonk métier bi la da lay protéger au cas où nga am ci problème moo xam ñu jiiñ la diffamation yu demee noonu da koy gàddu waaw moom lay doon day daal di doon moom doonatul yow moom la te loolu bariwul ci patron de presse bariwul mais Sidi noonu la meloon moom day jël responsabilité au niveau de sa famille loolu nag vraiment xamoon naa ko ci moom mu baax man dafa nekkoon sama xarit waaw dafa nekkoon sama xarit boo xamante ni vraiment li mu liggéey te jàmbaar parce que xam nga dan naan du journaliste jàng ko mais journalisme kuy def yëfu journaliste rek journaliste nga te Sidi Lamine Lo ku créé journal bokk ci ñi jëkk a créé quotidien hebdo mensuel yooyu yëpp mu def ñëw ba ci quotidien créer une rajo créer une télévision te rajoom toll na fi foo jamono boo xamante boo xëyee boo ko déglul añuloo da ngay mel ni am nga dara loola manqué te loolu yëpp moom loolu yëpp ay xale la ko bàyyee loon te bu ko neexoon may mun naa ngi ni bu ko neexoon mu ne ñuy ay xale boobu Aliou Ndiaye xale la Mamadou Ibra Kane xale la Alsane ñoom Souleymane Niang c'était des jeunes ay xale yu ndaw la mais mu responsabiliser leen bàyyi leen ni leen liggéey leen loolu yombul woon moo tax vraiment tey bi ma déggee tiis bi xalaat naa yu bëri yoo xamante ni Papa Ngagne jaar na fi ak Sidi Lamine yoo xamante ni vraiment Sidi jaar na ci ma xam ne daal vraiment jàmbaar ci baobab bu mag a mag a mag moo dem voilà ci li mu wax Maïmouna ci li El Hadj Bekkay wax ci ni mu mandoo woon ci liggéey bi man dama ci yaakaar naa ni man témoin bu ci doy waar laa yàlla dafa def ma dem Amérique ci benn rajo Modou bi nga xam ni suñu xarit Alain Jigal xam ngeen ko yéen ñëpp ñu laaj ma ban émission moo la mës a marqué ma ne leen émission bi ma def ak Sidi Lamine Niass est-ce que xam nga ni may invité ñëpp noonu laa ko doon invité damay jël sama téléphone ni ko sëñ bi Niass dama bëgg ñu def émission penco au temps mu ne ma Pape may ma xool suma agenda après ma revenir la moom moo may tontu ne ma c'est bon plateau bi man maa ko fay fekk amul nañu wax lii amul nañu wax lële c'est-à-dire li gën a contradictoire boobu kër gi da daan metti coow li am mais boobu émission yi ñu doon def émission yu metti nga xam ni ci contradiction lépp laa ko doon apporter mais mu fair play nekk démocrate donc loolu dafay dëggal li nga xam ni yow wax nga ko ci maandoom jéemul naan ma Pape nañu wax ci lii nañu bàyyi lii donc ñi doon seetaan émission bi sax xam nañ ni lii amul voilà quoi c'était naturel
donc loolu démocratie am la yaatu dënnam la loolu yaakaar naa ni lu rëy la loolu moo tax bi ñu ma laajee ci ban émission moo la mës a marqué ci sa émission li may wax ni maa ngi ko wax te loolu laa gëm ba tey émission yi ma def ak Sidi Lamine mooy émission yi ma gën a marqué parce que ci biir Walfadjri ci nga koy invité toog ak moom di ko wax mu lay tontu yaakaar naa ni loolu moo tax amatul keneen koo xam ni dinañ toog man ak yow may xalaat lu ma la di wax ak foofu lenn laa la ciy dolli dafa am benn liggéeykat bu amoon problème ak Sidi Lamine Niass ci wàllu liggéey xale bi dem booyi syndicat yi droit de l'homme yeeg tout ça mais ñooñu seen débat yi ci Walfadjri la koy defee te Sidi la ñuy xas moom la ñuy critiquer Sidi warul def nii kenn Sidi warul def nii ñi ko faral d'accord di Sidi ñi ànd ci doxalinam mais loolu yëpp ci biir rajo mi la te li ñu fay wax la fa ëpp moom la ñuy critiquer moom la ñuy déngal mais doo dégg mu yëkkati ci benn baat naqarlu ko comment il était démocrate. ci comment il était démocrate ñàkkuloo ci anecdote bien sûr parce que man journal laa doon gën a def après les reportages donc ma daan def principale édition 12h. mos naa ko mos na ñëw sama journal 12h fekk comme kër gi xaw a yëngu. noonu mu ñëw di expliquer mais dama koy poser question ba mu nekk dos au mur. bi mu génnee mu ne ma soxna si yëf yi tàng na de soxna si yëf yi tàng na donc des gens qui m'appelaient di ma wax naan mais yow kii xanaa du sa patron. Badou la dàq Badou la dàq kii du sa patron. ma ne ko man de ku ñëw sama plateau. ci la gën a félicité. voilà donc ci la mais gën il a était encouragé content. ci olof bi jour boobu xaw ma kan ma doon def olof mu ñëw ne ko xanaa doo ma def nag ne ma may mun a def may mun a sonal na ma trop mun c'est-à-dire defu ko woon loo xam du ci mer du ci def dara au contraire da lay gën a naw. daf lay gën a naw anecdote bi nga joxee ci affaire scoop xam nga scoop bi amoon aussi ci naufrage bateau le Joola mu doon métit bu tiisoon. xam nga dañu nekkoon salle de rédaction nekk réunion duma ko fàtte mukk dañu jékki-jékki rek téléphone bi sonné. jour boobu man maa jël téléphone bi benn waay woote un certain ba xam na daan yëg ngeen yëg ngeen lu xew lan moo xew ñu ne bateau Joola mu ne waaw donc ma ne kii de nee na bateau Joola ñu ne bateau Joola rek ñu dugal chariot de feu bi dugal chariot de feu mais nag en même temps di vérifier parce que loolu dafa tiis ñu essayé woo premier ministre à l'époque Bamba Dior la je pense mënuñu ko jot ku ñu woo duñ la jot ba ñu jot benn responsable mu confirme ñu affaire bi donc ñu dugal chariot de feu bi rek départ pour dire que Sidy Lamine daawuñu ko consulter ci dara nouvelle bu day noonu ak moor yu day noonu ñu am sañ-sañu toog wax ko moom mu nekk directeur général te yëgu ko te du woon loolu moom ay position moo koy défendral boppam da koy défendral boppam moom moo koy défendral boppam day ñëw toog sa plateau am position nga am sa position nga défendre sa position mu défendre position mais bu jeexee jeex na du ci mer du la ci sanctionné du la ci def dara moom xam na ko dafa naan ma yow sa plateau su ma fi ñëwee xam naa ne façon question bu nekk di nga ma ko posé mais loo ko posé mu dekku ko donc daal mu nekkoon nit ku démocrate vraiment voilà bay mën a bi ñu créé syndicat bi buggaan créé syndicat mu ngoog man comme ni ma jegeek Sidi am ñu gëmul ni man dina féetee ci côté buggaan mais buggaan yëg loolu ñëw woo ma ni ma grand kaay ma ñëw mu ne ma dañu créer syndicat dañuy def vote xaw ma kañ ma ne ko oui mu ne ma waaw ma ne ko mais c'est bien ça kon man kay ci laa bokk mu ne ma mais léegi pour tester ma ndax dinaa noonu mu ne ma yaay nekk représentant bureau de vote xam nga mi ngi waaye xool te ñi ko gën a jege defu leen ko ma ne ko mais bien sûr ma ne ko loolu koy yomb na représentant bureau de vote ma dem nekk représentant bureau de vote ñu voté ba 17h Fall Aragon ñoo fekk ma fi ma yow sa xarit bi nga taxaw fii di voté contre moom ma ne ko voté wu ma contre moom de damay voté pour man sama bopp mu dugg ci bureau Sidi Fall may nettali de mu dem ci Sidi ko paak mais Sidi bi kay mi ngi xam ne sa xarit la ma ngay voté ci contre yow mu ne ko déedéet voté wul contre man de travailleur la fi travailleur yi féete lay féete xoolal niveau boobu te ci suba ga damaa ànd ak moom encore ñuy waxtaan sans problème. Bamba yaa ngi tolloon ci bi mu la waxee ni dama pare pour préparer journal foofu c'est très important. parce que foofu la daanaka Walfadjri ci boppam commencé. fa la juddoo lan nga ci mën a yokk. waaw li ma ciy yokk ma ne ko waaw est-ce que am nga moyen mu ne waaw moyen yi de li ma jàpp ne moo ci ëpp solo am naa ko ndax ay xalaat la.
am na waxoon na dëgg ay xalaat la xam nga Abdou Latif Guèye moo njëkk a nekk rédacteur en chef boobu Abdou Latif ba nga yore woon Jamra moom it nekk ca di liggéey yore woon ab journal boppam sax maa ngi gën a tudde ko Jamra mais mu woo ko mu ne ma am na ku ma détecté ko xam ne ku ñaw plume la yaakaar naa dana ko mën a booba mi ngi commencé defe naa bimensuel maanaam par 15 jours lay génn dina ko mën a mais quadrichromie la moom la démarré dina ko mën a yore man déjà man chaque vendredi maa daan animé benn rubrique boo xam ne moo jëm ci société ou islam mais boobu mook Abdou Latif presque ñooy def liggéey bi ci ëpp mais déjà xam nga dañuy wax léegi def école journalisme mais Sidi pratique am ak jaarwaayam taxoon na li war ci xam-xam bi yëpp presque am na ko te yàlla macha allah daf ko may xel beneen bi mooy li ngeen di tudd nii dafa xam liggéey dama koy wax dañuy waxtaan ma ne ko tu es un vrai manager mu ne ma lu tax nga wax ma loolu ma ne ko c'est-à-dire da nga xam nooy manager ma ne ko waroon ngaa bind waaw bi mu bind livre bi ma ne ko ci nu ñuy manager une entreprise nga waroon a bind plutôt parce que bu boobaa nit ñi leen jariñu mu ne ma non xaw ma ci loolu dara ma ne ko mais si loolu rek nga xam mu ne ma non loolu du sama xam-xam man bàyyi ma rek ma raconte ça ma ne ko non parce que yow ni ngay réussir à manager xam nga manager c'est pas facile former li ñu nekk li fii rek boo mënul manager mënuloo ko képp ku génn Walfadjri vedette nga du parce que nit ñi dañu am ay talent mais talent boo xam ne léegi da nga ñëw sax ci kii ñu damm talent rey ko ba du too feeñ par contre boo amee ko mën a éveiller le talent te moom loolu la mel yéen ñëpp te seen témoignage benn la da ngay ñëw mettre devant tes responsabilités mais bu demee ba responsabilités yi ëpp sa loxo mu jël ko en charge loolu du yomb mu ne ma donc journal bi noonu la ko créé mook Abdou Latif da lay presque du la bay te buy liggéey xamul noppalu c'est dafa nit ku passionné la bu bëggee dara addinaam yëpp ay na ko la mu bëgg rek loolu ku ma xamatut ne leen ne am na nekk journal bi guddeeg bëccëg ci la doon nekk boobu mu nga luyee benn appartement fële ci biir Médina alors mu nekk ci moo ko Abdou Latif di kii bu mu jigi ci la ñoom Tidiane Kassé ñoo ñu ñëw muy évoluer ndànk Abdourahmane Camara foofu bi muy dem mu ne ma dafa am lu ma bëgg a testé ma ne ko lan la mu ne dañ naan ñaari am na ko wax tey ñaari jàngkat yi mënuñoo juboo ki jàng arabe ak ki jàng français mu ne ma mais si mu ne ma xam nga luy tax duñu juboo bu ñàkk juboo amee lu koy waral ma ne ko mu ne ma kenn ci ñoom bëgg a wàcc àndam bëgg a def liggéeyu kële ba mu ne bu boobaa rek fan xoo dana am mais bu ku nekk yemee fi nga war a yem daan juboo mu ne man journaliste yi may recruter yëpp ay francophone la mais xam naa li ma leen defloo seen liggéey la dama leen di bàyyi ñu def ko man nag la cay wàll sama wàll xam ne man maa moom organe bi war a wuti moyen war a defi kii man ma yem foofa mais seen liggéey moom sama yoon du ci nekk loolu philosophie la bu nekk bu leer ci boppam te loolu boo ko defee mais mujj gi defe naa ne mais kon su fekkee dégg naa la baal ma doguma la mais kon Sidi Lamine mën nañu wax ni moom mooy pionnier wu presse libre bii nga xam ni tey moom la ñuy en vérité plus que ça bi mu ko defee mu ne liberté foofu lay tàmbale xam nga liberté de presse dama koy wax ci parti politique dama naan parti buy wootee démocratie ak alternance te ci sa biir parti amul démocratie amul alternance gëmuloo ko doo ko doxal waaye presse buy wootee liberté de presse te ci biir presse bi doxaloo ko amul liberté de presse doxaloo moom nag yéen a ma ko gën a xam loolu moom yéen laay bàyyi ñoo ko dund ci seen témoignage laay sukkandiku ak li ma waxtaan ak moom daf naan ma nit boo ko wooyee mu ne ma journaliste bi xam liggéeyam di def liggéeyam mais kooku ci côté liggéeyam yow sa yoon nekku ci bàyyee ko mu def liggéeyam alors te gis naa ne loolu la doxal ak ñëpp man nag aspect boobu moo ma gënoon a yéem ci moom ma ne kii c'est un vrai manager lu mas a am nag am na ko wax tey ne Sidi bu dugaloon ak presse milliardaire lay doon c'est vrai parce que yàlla ubbiloon na ko buntu yu bari mais comme nee naa c'est un homme passionné lenn rek la gisoon presse
et il fallait que presse bi réussir. d'accord booba bi muy créer Walfadjri xëy na ay Sud Quotidien moo fi nekkoon. aussi mu tey Sud Quotidien comparé ko Walfadjri Sud ñi ko yore ñëpp dañu génn école journalisme ñëpp. alors moom mu presque war a défier journal bu mel moom jaarul ci école journalisme waxuma la jaarul ci sax waa jàngul sax fa presque France wala mu ci xam ay taxale la alors war a manager ay francophone yoo xam ne ñooy liggéey ci kii bi. d'accord mais loo dinañ ci dellu si waat El Hadj Becaye ñu déglu rek s'il vous plaît benn portrait boo xam ne Aïssatou Paye Fall defal nañu ko ci Sidi Lamine Niass ci fitna gi nga xam ni dal na ci kaw réew mi mu ngi juddu nag ci 1950 2018 ci la génn àdduna ay atam toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñett Aïssatou Paye kan mooy Sidi Lamine Niass. Sidi Lamine Niass mi ngi juddu fukki fan ak juróom ci weeru août ci Kaolack waajuram bu góor tuddoon El Hadj Mohamed Niass di doom si El Hadj Abdoulaye Niass mi nga xamante ne sos na tarixa Niassène. Sidi Lamine Niass nag génn àdduna tey ñeenti fan ci weeru décembre dundam gi lépp nag mu jagleel ko xeex ngir néew ñu doole yi nga xamante ne amuñu kàddu ñu am fan la ñu mën a tiis seeni ay soxla. jàngalekatu arab la woon ca atum 1970 ngir nag yokki xam-xamam mu demoon sa université Al Azhar bu Caire jàngiwaat ngir rek gën a taxawal diiney l'islam yokk na si itam jàngum communication sociale xëy na sax loolu la ko gën a xeex ci politique gën a taxawal diiney l'islam yokk na si itam jàngum communication sociale xëy na sax loolu la ko gën a xeex ci politique ndax taxawaayam nag ngir liberté de presse ak liberté de pensée dëgëroon na bu baax ñu fàttaliku nag taxawaayam itam ci jamonoy crise année 1968 yi moom nag mi nga xamante ne moo doon rak ci Ahmed Khalifa Niass xeexoon na bu baax niñ ko waxee woon ngir liberté loolu sax moo tax ca jamonoy Senghor ñu tëjoon ko ci kaso gi mu jege woon itam dëkku arab yi bu baax a baax yàgg itam xeex ngir rek suñu relation ak réewum arab yi nekk relation bu dëgër mu yàgg xeex itam ngir askanu Palestine moom seen bopp génn ci nooteel bi nga xamante ne yàgg nañ leen ko noot ci année 1980 yi nag si la tàmbale sos li ñuy wax Walfadjri bi nga xamante ne ca ndorteel ga bimensuel la woon ci lañ ci toftal nag muy dem di dem Walfadjri nekk hebdomadaire rajo bi topp si télé bi topp si site internet itam topp si ci atum 2000 nag mu participé bu baax ci alternance 2000 bi mu taxaw ci wàllum nag démocratie bu baax a baax waaye faaw nag ñu taxaw ci li nga xamante ne moo doon groupe de presse bi nga xamante ne ay kàngam yu bëri jaar nañ fa mu nekkoon nag benn groupe de presse bu amoon benn ligne éditoriale boo xamante ne mën nañu wax sax ne censure amatu fa woon ngir rek bàyyi askanu Sénégal ñu am baat participer si li ñuy wax vie politique fii si Sénégal nekkoon na naam patron de presse waaye nag faaw ñu taxaw ci doomu daara bi faaw ñu taxaw ci nitu diine gi mu nekkoon ndaxte Sidi Lamine Niass jot na bind itam ay téere yu bëri ci wàllum diine ci wàllum politique Sidi Lamine Niass nag nelaw na tey bàyyi ay jirim yu bëri ci wàllu gune surtout nag ci groupe de presse bi nga xamante ne mooy Walfadjri te mu sosoon ko ñu koy jaal ñëpp. jërëjëf Aïssatou Paye Fall muy reportage boo xam ne dafay dëggal rek li génn ci plateau bi booy dégg lu ñu mën a wax ci moom du ñu génn njàmbaaram du ñu génn liberté du ñu génn démocratie du ñu génn nitu diine ki nga xam ne moom la doon loolu itam feeñ na ci li nga xam ni mooy reportage bi Aïssatou Paye Fall def Becaye yow waxoon nga jege nga ko trop man je pense dégg naa la ci anecdote sax booy nettali seen yoonu Makka mu nekkoon yoon boo xam ne bu la marqué la. waaw ndax mën nga siy dellu si waat. waaw anecdote yi am ci yoon wi moo bari yi nu waxtaanee ci yoon wi moo bari li Bamba di wax ci gëm yàllaam bi ñuy dem Makka jour boobu demi-finale moo amoon Coupe d'Afrique Sénégal Nigéria man bi may génn sama kër ñu ngi ci prolongation pour jouer seen penalty mais comme que damay dem Makka man talatuma mat si ma dem Walfadjri bi ma ñëwee ma ànd ak sama grand frère Ousseynou ak suma frère Abdou ñu dem Walfadjri fa la fa Sidi dafa ne mën naa fa jaar
mu jox ma document bu ma yóbbuwaale Walfadjri bu ma yóbbuwaale aéroport ma téyel ko quoi bi ma ñëwee ma fëgg bureau Sidi mais Sidi wuyuwuma Sidi mi ngi yor benn téere di def nii di xool match bi parce que gars yi dañuy dóor penalty yi waa Nigeria ki war a dóor mi ngi dóor bi ma fëggee dama fëgg rek ubbi ma fekk Sidi wuyuwuma neewuma entré de dama fëgg rek dugg mu ne ma nii xool ma xool ko ma taxaw ma ni waa kii lu muy def nii ma xool télé bi gis waa ji jël élan di dóor ma gis si Lamine di xool téere bi di xool télé bi ak ni ma ko tooñe mbaye kii waa ji dóor penalty bi dal ci poto bi dem dal ci poto bee génn ma ne ko ah Sidi yow da ngay xon mu ree ni ma xonwuma mais sénégalais laa dañuy ñaan rek pour ñu qualifier bi ma demee ba aéroport laa yëg ni Sénégal moo mujj gagné benn ñu wàcc Médine astafurlaa ñu wàcc Jidda war a dem Médine ci trajet bi ñu waxtaan fa nag ay waxtaan Sidi wax ma ne ko Sidi mais gagné nañu demi-finale finale bi la moo ci des léegi Sidi ba di ngeen ñaan ñu gagné mu ne ma non du ñu gagné ma ne ko lu tax Sidi maa ngi xobee may wax ak Sidi ni ma du ñu gagné ma ne ko Sidi pourquoi du ñu gagné mu wax ma waxu sportif te musuma wax waxu sportif mu jaaxal Sidi ni ma non ñooñu ñoo ëpp expérience yàgg na noo final li ma wax daraay baatin amu ci waxu sportif la ma wax ñooñu yàgg na noo final am nañu joueurs yu am expérience ñun suñu xale yi nanu muñ jour final ba dégluwuma seetuma fenn fu ñuy waxee waxi final bi damaa dem ca jumaa ja toog di julli bi ma génnee ba ñëw laay dégg ñu naan seen xale yi de gagné nañ leen ci penalty yi yëguma ci dara ma ne Sidi Lamine jaaxal na beneen waxtaan boobu c'est politique maa ngi la ci wax léegi c'est politique en 2002 ñu nekkee ci bus bi di waxtaan ñu dugg ci politique ma ne ko mais Maître Wade kan mooy dauphin Idrissa Seck Ousmane Ngom Pape Diop ma déedéet ma ne ko kan mu ne ma Karim ma ne ko Karim xale la waaw mu ne ma mooy doomam si day wax de c'est en 2002 mu ne waaw mais mooy doomam bu paree doomam lay may mu toog la bëgg doomam toog bu sañoon doomam mooy toog bi ñu dawalee ay quelques années problème am en politique nu mu tuddati Wade ak Idi ma dégg Idrissa Seck wax le fils d'emprunt ak le fils biologique sama xel dem ca sama taar ba ak Sidi Lamine Niass man mais Sidi dafa yëg lii wala lan la moom nan la xamee affaire bi même phrase bi ma pas même chose mais daanaka li ma Sidi wax loolu la Idrissa Seck wax man mais Sidi Lamine Niass ku doy waar la boobu benn la mais damay ñëwaat ci beneen. baal ma teel ma beneen anecdote bi s'il vous plaît est-ce que may mun a am nga ci comme yi mu koy waxee ni ko Bécaye di expliquer. voilà man plus ci liggéey bi lañ doon gën a jokkalante daal ci liggéey bi comme li ministre Bamba Ndiaye wax que dafay talent daf lay yëkkati. man bi may doog a ñëw. mais ci liggéey boobu est-ce que gis nga ni c'est un incompris parce que am na ñu ko jàppee noonu moom Sidi Lamine ni comme liggéey boobu ngeen seex ndax nit la koo xam ni c'est. man nag comme man sama liggéey laa daan yem. bon mënuma juger ne que c'était un incompris parce que amoon nañu daar jàmm. liggéey bi la ñu seqoon ma ko doon doxal mu ma ci jàppale. te ni ma ci doon jàppale mooy da daan wax ne que man jigéen laa. mais jigéen bu mun góor laa loolu la ma daan wax xaw ma nag noonu la wu noonu loolu la ma daan wax jigéen Bécaye dafa ma daan wax ne jigéen bu mun góor nga donc fu ma taxaw mu ngi taxaw sama wet ci biir professionnalisme man bi may doog ñëw Walfadjri reportage moo ma gënaloon reportage rek laa doon def dama daan def terrain matin et soir mun na am moo tax damay gis jeune reporter yi léegi bu ñu defee benn reportage ñu sonn nañu ñun dañ daan def 2 ba 3 reportage doo ko sax yëg da nga daan xëy suba tëj sa kër ba guddi yaa ngi Walfadjri di liggéey doo sentir heure bi sax may def noonu di def terrain ba un moment ma commencé def journal mais le samedi laa daan def journal journalu midi moom laa daan def le samedi mais yeneen jours yëpp reportage laa daan def
commencé def journal samedi benn bés rek Souleymane Niang moo doon def journalu midi. toujours moo daan def journalu midi. donc ma ñëw rek Souleymane Niang woo ma ne ma Sidy Lamine nee na léegi man ak yow nañuy alterner journal su ma defee lundi nga def mardi ma def mercredi nga def jeudi ma ne waaw loolu teelul man dama bàyyi parce que man je préfère le terrain. terrain bi moo ma gënal mu ne ma ah loolu la wax de donc ma bàyyi samedi bi donc bu Souleymane Niang defee lundi ma def mardi bu defee mercredi ma def jeudi ainsi de suite ba Souleymane Niang jóge fa moom mu confier ma journal bi donc man maa daan def journal du lundi au vendredi journal 12h ak journal 18h. ba un moment ma ne ça c'est du journalisme assis donc toog rek di def journal xamatoo lu xew ci terrain bi moi je préfère retourner sur le terrain. je lui en ai parlé mu ne ma déedéet yow sa place mu ngi ci présentation. mun nga def reportage bu fekkee ne am na événement bu mag bu am mun nga dem sur le terrain mais man je préfère nga toog yore journal bi. xam nga te man bëgguma woon au début di def journal tous les jours dama ko daan def de temps en temps ba finalement j'étais confinée à la présentation. même bi ma jógee Walfadjri j'étais toujours confinée à la présentation. beneen peut-être damay mun a defaat beneen témoignage mooy dafa fonkoon jigéen. parce que je me rappelle c'était en 2001 ou fin 2000 ba xaw ma ban datati la mooy bi ñuy interroger maître Wade au palais xaw ma Bécaye ndax yaa ngi koy fàttali bien sûr ou pas man dama nekkoon congé jour boobu sax ci laa waroon voyager donc ma toog rek sama téléphone sonné mu woo ma mu ne ma am nañu rendez-vous palais c'est à fekk dañu waroon def direct 12h à partir de 12h mu ne ma il faut nga ñëw ma ne ko man maa ngi congé mu ne ma non mais il faut nga ñëw fekk les grands reporters étaient là-bas mu ne ma mais man bëgg naa yow nga ñëw ma ne ma bàyyi li ma doon def fekk maa ngi doon takk sama bagage et tout ma ñëw tasanteeg ñi nekkoon ci kii bi mu doon à l'époque Aliou Ndiaye ak Assane Gueye ñun ñett la woon ñoo ko doon def donc ma ñëw pourtant bi ñuy harmoniser sax ci palais la ñu harmoniser parce que man fekkewu ma réunion bi donc ñu dem on a fait l'interview et c'était très houleux si yéen a ngi fekkee yéen a ngi koy fàttaliku affaire yi tàng un moment Sidy ak président Wade xaw a am accrochage man maa intervenir j'ai tapé du poing sur la table wax jàkkaarloog président wax ko li ma xalaat même sax après nit ñi dañ doon wax naan mais kii xanaa dañ ko yebal donc le président mu calmé wu tuuti daal ne bon daal di reprendre ñu continuer fekk il était question ñu arrêté interview mais bi ma waxee ak président xam naa mu xam ne kii li mu ko wax dëgg la mu daal di bàyyi ñu daal di continuer interview bi ñu génnee Sidy ne lii laa xamoon jigéen dafa jara jox cër. voilà billaahi loolu la mooy kon li ma la laaj mooy li Bécaye di wax presque moom nga wax peut-être ci beneen anam. li Bécaye wax ci genre baatin. ci football ak ci leneen. yow loolu nga wax parce que présentation bi mu la nee c'est mooy sa place. gis nga ni même bi nga demee à la RTS. présentation nga doon def. donc loolu mooy li nga xam ni moom la Bécaye di wax. dama ko laaj léegi c'est maanaam ku ñuy umpale la c'est un incompris. ni ñu ko gisee Bamba Ndiaye ci ni ñuy gisee ni ñuy déggee xalaatam ni ñu koy xoolee lan nga ñu ci mën a wax. oui boo seetloo bi nga ne c'est un incompris def naa geste pour acquiescer dëggal li nga wax. parce que c'est un véritable incompris. baat boobu laa ko convaincre daf ma woo il y a peut-être 2 ans de cela ne ma dama bëgg bind benn livre mais dama ciy raconter sama vie sama jaar-jaar. en tant que arabisant bu jaar ci kii ñu waxtaan ci ba pare 3 jours après mu waxaat ma ne ma non livre bu bàyyi ba ma la waxoon bàyyi naa ko parce que daal di wax ci bindab livre di wax ci sa bopp nit dina koy gisee neneen ma ne ko c'est tout à fait le contraire ma ne ko ku mel ne yow da ngaa war a bind ci sa bopp ma ne ko parce que man xam naa la te man xaritoo gi ñu xaritoo rek tax na bu may dox ci mbedd mi sax dañ may interpeller sa xarit bi xanaa dafa bëggati lii sa xarit bi wax ci bu bàyyi lii sa ma ne ko loolu bu ma la doon nettali li ma ciy dégg du jeex donc je sais que ñiy wax loolu xamuñu la léeg-léeg aussi ma dégg ñu di la sànni melokaan xam naa ni ñooñu xamuñu la il est bon yow mii def jëf ji nga expliquer sa bopp sa yenn gestes yi xëy na nit ñi doon xam lu tax
ma ne ko mais yow boo ko expliqué ci livre ku ko lire dana xam lu tax mu ne ma tu m'as convaincu mais kon je vais man de bàyyi woon naa ko mais da nga tax ma bind ko livre boobu bind ko en arabe man maa ko traduire en français yaa def traduction bi maa def traduction bi en français en arabe la ko bind yow nga traduire en arabe la ko bind en français bi ma koy traduire defe naa traduire loolu na ko ñeneen premier chapitre rek la jël xam nga Sidi ku doy waar c'est un vrai foofu mooy qualité managériale am c'est dafa xam nu muy tester nit dafa mën a détecter le talent seen nga yi ngeen di wax yëpp mooy sa xam nga un manager bokk na ci qualité mën a détecter un talent parce que da ngay gis nit mun a ñum doo xam lu nekk ci moom foofu la ñuy rawante ci njiit yi mais doo xam Pam Ngagne lu mu mëne dëgg la mais moom day xool Pam Ngagne rek ni kii xam naa ne ku ko jox émission tel ko mën la alors soxlawul moom ay jàng yooyu foofu esprit américain la xaw a yore pratique la gën a gëm ci ay yor naa diplôme sàngam ak yooyu moom li nga mën la bëgg a xam parce que loolu moo gën a wóor loolu moo gën a wóor donc ci biir livre bi ma ko convaincre mu décidé bind man benn chapitre rek la ma jox ne maa bëggoon nga traduire ma lii c'est pas beaucoup ma traduire ko mu ne ma daal la ma bëggoon ñu gisee waxtaan ñu gisee mu ne ma dama bëgg nga traduire ma livre parce que dama chapitre bii ma jël jox la dama ko joxoon ñeneen ñu bari ñu traduire ko ma jox ko ñoo xam ne fekkewuñ traduction benn waxuma leen kenn def lii ak laa ma jox leen yëpp jox leen texte arabe bi ñëpp tànn bi nga def et li donc dama la bëgg confier traduction bi leneen li tax mooy gis naa ne yow tu me comprends et que léeg-léeg sax nga expliquer loo xam ne man sax sama bopp ci yow laay comprendre sama bopp waaw loolu mooy ànd waaw ma ne ko c'est vrai d'accord alors donc ci livre bi mu décidé mu ne kon danaa ko bind mais turu livre bi rek moom dëggal na incompris bi un étranger parmi les siens nooy nekkee ci sa waa kër ba pare nekk fa étranger nekk fa gan nekk fa gan gan gu nekk këram gan ci sa biir kër xam nga loolu rek wane na ne xamuñ la moom nag jéggi na boppam waxoon na ko bi mu bind livre bi nee na ma histoire Sidi Lamine lay nettali mais bu ma nettalee si histoire Sidi Lamine nag dama bëgg cee nettaliwaale histoire bépp arabisant boo xam ne xëy na mënut a bind li Sidi Lamine bind mënut a def la Sidi Lamine def waaye bëggoon naa nettali sooram ak situation am. très bien samay jaar-jaar ak samay coono. ak problème yi ma am. xëy na bu liiree livre bi dañ ci retrouver voilà merci beaucoup Bamba. El Hadj Becaye dafa mel ni Sidi Lamine dafa décomplexé lu bëri muy arabisant daf ko décomplexé muy jigéen muy voilà ñu yokk ci jigéen parce que c'est ak ku jàngul non ak ku jàngul foofu laa bëggoon jàngul dara ku jàngul c'est-à-dire loolu El Hadj dafa mel ni daf ko décomplexé man ak Njawar Seck Njawar Njawar dem si yàlla mbaxal mi la suul bi ñëwagul ginax day bari pax mooy presque le premier animateur bu animé à Walfadjri ki mu njëkk a invité c'était du Ndiaye Mbengue dañu nekkoon ci test yi di waxtaan rek mu dem ni Sidi dafa yàkkam si Njawar nit ku bokkoon ci showbiz bi la waaw jege woon na ay orchestre yi ñu toog ni di waxtaan rek man ak moom rek ñoo fa nekkoon ci ñoo xam ne amoonu licence wala baccalauréat wala diplôme CESTI Sidi fonkoon na Njawar fonk goo xamante ni man daf ma doon jaaxal bëgg Njawar Njawar lu ko neex lay def heure lu ko neex lay ñëw artiste la et puis c'est-à-dire Sidi moo bëgg culture Sidi moo bëgg artiste boobu daf ko bëgg Sidi artiste ko artiste am googu boo xam ne moom la Njawar nekke man sax dama daan mere Njawar xuloog moom mais Sidi daf ko bëggoon boo waxee mën na la waaye Njawar artiste la bu ko wax dara Njawar bu yéegee ci antenne bi wax ko lu baax bu génnee jubal bureau tooñ ko kaf ak moom Sidi daf koo nawoon man mii may wax ak yow Sidi daf ma bëggoon waaw doon seq ay mbir yoo xamante ni
kooku bëggul. Cheikh Tidiane Niang. yaa ngi fàttali Cheikh Tidiane Niang bu Kaolack. bien sûr. dama daan ba ma defee journal bu ma génnee mu ñëw muy Sidi de la fin. ma ne ko luy loolu mu ne ma Sidi yow la doon déglu. am na benn anecdote boo taxawoon bi may boo waroon ñëwaat ak ñun fàttewuloo ko quand même. déedéet fàttewuma ko. parce que Sidi du bu Cheikhou Charifu bi toujours ñu ngi ci màkka gi. Cheikhou Charifu bi beneen affaire la. anecdote Karbala. Karbala di yëngatu. dañu jóge Médine. ba tey ci màkka gi de ñu armal. ñu dem bureau Ali xaw ma. ñu armal. ah foofu yaa ngi dugg ci aj gi. ñuy def labbayka lahumma labbayka di ko def guddi na 3 heures du matin jot na car bi ñëpp a ngi nelaw man rek maa nelawul parce que mënuma nelaw ci oto man bon ma xool chauffeur bi daal nii lay def ci tali bi xam nga ñoom Égypte la ñu génne wala Soudan ci réew yooyu ñëw traite la daal nga ñëw ñu wutal la liggéey nga liggéey et puis waa ji xamul fu dëkk bi waa ji di jayaxoo di def ma jékki-jékki ne ko driver pour mu yeewu Sidi Lamine ni ma ne lan la ma ne ko Sidi kii mi ngi jayaxu mu ne ma jayaxu yow ñu ngi ne armal bàyyi ko mu daanu fii ñu dee dem àjjana ndeysaan te kaar bi yëpp toute sa famille ku Sidi am ci doom ci jabar ci jarbaat ndijaayam di mu dese kus néew maam daa ñëpp a ngi ci biir oto bi Sidi Lamine ni ma bàyyi nu ñu dee ba avant muy nelawaat ma ne ko man deewuma léegi de yow yaay waxee dee mais man deewuma léegi ma xool ko après ma toog ma ni mais kii moo gëm yàlla yow sa njaboot gi toog fii man ak yow man dong maa la rax nga ni bàyyi ko ñu daanu ñu dee xam nga loolu mooy ngëm yàlla gi nga doon wax léegi gëm na ni bu nu deewee àjjana la ñuy jëm gëm na jullit gi wóolu na yàlla ci wàllu woowu d'accord loolu duma ko fàtte bu mukk ci Sidi Lamine El Hadj parce que affaire bu fort la woon xam naa ni Bamba dinañu confirmer ci li ñu wax ci ni mu bëggee artiste mais man dama ci am rek benn anecdote bu may nettali wax naa ko sax ci livre bi nga xam ni def naa ko daf ci am benn partie bu ma jagleeloon Carmen muy benn film boo xam ni Jo Ramaka moo ko bind ci film boobu daf ci am benn lesbienne bu faatu woon bi ñu koy rob ñu robaale ko xasida yu yoo xam ni Serigne Touba moo ko bind mu indi woon coow nag def naa ko ci livre bi boobu maa ngi Oxygène FM maa ngi invité Sidi Lamine Walfadjri mu jógee Sacré-Cœur fekk ma Pikine parce que boobu daf doon défendre film bi parce que moom pour moom c'est de l'art alors bi ma déggee mu koy défendre ma ni non attends kii xaaral ma invité ko mu ñëw ñu wax ci pourquoi mu koy défendre ma ni ko sëñ bi Niass dama bëgg a xam parce que lii dafa naqari murid yu bëri ndax bu fekkonte ni dañ ko def ci ay mbind moo xam ni Baye Niass moo ko def wala dara est-ce que di nga ko défendre ni nga ko défendre mu ne ma art amul frontière Pape mu ne ma keneen ku ko mënoon a bind itam dama koy défendre nii ma ko défendre loolu mi ngi ma ko wax ci Oxygène maa ngi ko bind ci livre bi nga xam ni def naa ko ci bi ma koy rendre hommage pour dëggal li nga xam ni wax na ko ci ni nga xam ni noonu la fonke woon art noonu la amee woon yëg-yëg ci ñi nga xam ne ñooy ay artistes mën a défendre idéem mën a ci Cheikhou Charifu laa xam ni Sidi ku mën a défendre ay idéem et puis gëm ko boo waxee mu ne la Cheikhou Charifu njóoma la fajar la ma fekk maag Mamadou Ibra Kane ñu war a def journal ñu bref ba pare may xool revue de titre may xool di xool yem ci info 7 ñu titre kàddu yi Sidi Lamine Niass mu ne Cheikhou Charifu c'est jaabul xaw ma du dara c'est vrai moom moo ko njëkk a wax rek moom moo ko njëkk a wax noonu may mun a Sidi romb ma ak tànki neen yaa yor kurusam julli ba pare ñu ne ma loon wax ma ni ko treize bi yow loo wax fii nga ne njuuma jaabul mooy la njuuma ma ne ko lu sax mu ne ma du Njaasaan nga dëkk ma ne waaw mu ne ma boo fa demee gis nga xale bu dàq jàng Cheikhou Charifu boo demee Touba gis ko boo demee Medina Baye nan dem léegi Medina Baye ma génne leen ko dàq jàng ñëpp contre Sidi Lamine Sidi Lamine était seul ak xanaa ñun ñu bokk ak moom Walfadjri ñoo àndoon ak moom mais réew mi ñëpp a ko contrôle mais pourtant moo am dëgg. mais Maïmouna nit bu mel noonu nit bu mel noonu lan la ñu mën a nag retenir vraiment ci moom Sidi Lamine. xanaa di ci jàng rek. waaw di ci jàng comme li ñëpp wax rek ku mel ne Sidi Lamine xëy na dootuñu ko am mais ñu jàng ci lim fi bàyyi. parce que quand même lim fi def yëpp def na tache d'huile. comme on dit ci domaine yëpp. mu nekk sur le domaine mu nekk ci domaine temporel nekk ci domaine spirituel. man dafa daan gis lu ñëwagul. attentat yi am États-Unis attentat World Trade Center 11 septembre. la veille def na émission ba aalu di ci wax le lendemain la affaire bi am
mu ngi mel ne tey ci man. ah bon mu ngi mel ne tey ci man. daf daan gis su ma ko waxaan parce que mën na ko yow dafa mel ne xaw ma da ngay yore ay da ngay gis daal da ngay seet wala yooyu. mu ne seetul daf koy sentir lu mu sentir daf koy wax mais la plupart du temps dafay wax ba pare affaire bi doog a am. loolu nag xaw ma baatin la xaw ma xam-xam la xaw ma lan la. mais en tout cas loolu moom seetlu naa ko. la veille man maa toog di ko déglu muy wax ba aalu le lendemain la fekk muy wax ci américain yi ba aalu le lendemain. ci la attentat yi am donc mu doon nit koo xam ne daal vraiment mun nañu jàng ci moom lu bari. d'accord Bamba moom das tudd na baatin. lan nga si mën a. non man jàpp naa ne Sidi mooy nitu baatin dëgg. parce que baatin xam nga ci arab mooy lu secret. lu confidentiel. lu discret. lu feeñul. tout le contraire de zahir. xam nga boo waay demee ba jëlab rajo. ne la kaay jël bu damaa am baatin xam nga loolu duutu baatin zahir la baatin des koy nëbb mag ñu baax ñi dañ daan wax ne kiraama yi nga xam ne tey mooy tax nit ñu naan diw borom kii la parce que kiraama sàngam la yore mag ñu baax ñi dañ daan wax ne kiraama ci wàllu ñu ngi mel ni mbërëg ci jigéen des koy nëbb kenn du ko feeñal mbërëg la doon ci wàllu kiraama ci wàllu moom mbërëg ci jigéen ñu nuru si di noonu la mel xaqan nitu baatin la mais buggul sax def lenn lu nuroog ne xam na ci kii joxe na ci illustration parfaite ci match bi gis nga ko muy def yi ñaanam waaw mais du la jéem a wax jamais ne sama ñaan gee tax wala ñaan gi lee tax da lay nëbb sax ne dama doon ñaan day daal di tu l'as bi si bien dit parce que dégg nga bi ngeen di wax dafa il a parlé en sportif joxe ay raisons sportives te pourtant ñaan la gën a gëm waaye comme ñaan bii fu baatin la bu jàpp ne waree su koo fësal dafa am benn anecdote nettali naa ko sax defe naa tey benn mag bu baaxoon sëñ Sidi Dieng jàngal na instructeur woon jàngal na Abdou Diouf man yàlla dogal muy sama xarit mag la woon lool Sidi ma xam ko mag la di jaamukatu yàlla di nit ku baax benn bis rek mu ñëw songu ma rek ne ma il faut nga yóbbu ma mu ne du ma laaj sax ndax xam nga Sidi Lamine parce que xam naa ne sa xarit la ba pare ma ne ko waaw sama xarit dama bëgg nga yóbbu ma ci yow ma ne ko ah Sidi daa bari liggéey de bari déplacement teega mu ne ma dama ko bëgg a gis waaw mu ne ma li ma la wax lu sérieux la insiste rek ma ne ko bon xaaral ma woo ko yàlla dogal ma jox ko def naa sax boobu ma nga kaaw la ma ne ko tu vois mu ne ma bàyyi dama lay wax li ma lay wax ba pare boo koy woo nga waat mu ne ma dama gént ba on était en 2011 presque di waaj a dugg defe naa décembre 2011 boobu xam nga réew mi jax na ak li ñu doon waajal ak Wade dina bokk ak du bokk ak manifestation yeeg et cetera 23 juin passé woon na ba pare góor gi ne ma man daal bii mu ne dama gis gént boo xam ne du gént gis la parce que mag laa mu ne ma dama gis Sénégal lépp yi tàkk mu ne nit ñëpp génn taxaw ci biir dajaloo ku nekk jaaxle mu ne ñu séen mu ne ma séen benn waaye bu sol lu weex tal mu ne naaw rek ba dal ci digg tàkk-tàkk beeg fi nit ñi kii mu ne mu mel ni ba mu dalee rek affaire bi yëpp fay mu ne ñëpp ni waaye kii kan la mu ne benn waaye ni Sidi Lamine Niass la mu ne ma sa waa ji du nitu neen de dama bëgg nga yóbbu ma ci moom dëgg ma ne ko man de xamee ma ko yooyu mu ne ma maa la wax lii tey jàpp ci loolu ngay nettali sax am nañ ci benn extrait muy 23 juin ak Sidi Lamine Niass bu fekkente ni disponible ak la régie ñu dundaat ko. Ça veut dire que le peuple a déjà rejeté le projet, qu'il soit accepté par une assemblée ou non. Le peuple a déjà dit son mot. Maintenant, on attend l'assemblée au tournoi. S'il vous plaît, en wolof. nañ xam sa gis-gis par rapport ak wax na askan wi wax na kàddoom mooy ne nanguwu ko léegi nag des na
assemblée bi ñu ngi koy déglu ba xam ndax dafay jaar fi askan wi jaar wala dafay jaar feneen. léegi mën nañ xam Sidy Lamine Niass lan moo ko andi fii nga xam ne moo di buntu assemblée nationale. kenn la ci doomi askan wi jóg mu ñëw ànd ak ñoom loolu rek la. jërëjëf Vieux Diouf ak la régie Bécaye gis nga ko ni mu porté combat démocratique te du yii rek daf koy porté jiitu contrôle Senghor àndut ak Senghor waay contrôle Abdoulaye Wade àndut ak Abdoulaye Wade Abdou Diouf contrôle Abdoulaye Wade àndut ak moom Macky Sall la même chose toujours da ngay yaakaar ni da ngay jékki-jékki mu jël position boo xam ne mais kii moo bañ kii bañu ko de non position am la effectivement et puis dafa ñime woon débat dafa bëggoon di wax xalaatam ci fi réew mi toll kenn du laal réew mi boo lool laal ci réew mi Sidy Lamine dina jóg kenn du laal réew mi kenn du laal diine ci kenn du laal diine boo waxee diine Sidy dina ci tontu lu ci ne ci réew mi Sidy amoon na ci wàll dinaa la soo dama bari ay anecdote ci Sidy Lamine waaw dafa am solo anecdote yi dafa am Abdou solo Diouf day tukki Sidy baatin gi ngay wax nii Sidy dafa doyoon waar de Abdou Diouf day tukki mu gis ni tukki bi Abdou Diouf di tukki bu duggee ci avion bi mën naa accidenté Sidy jël kaamil woo aide camp bi ni ko da nga koy jox fexeel ba Abdou Diouf dugal kaamil bii ci biir avion bi xam nga bu dee yaa ngi fàttali xaar ma yeggale sax Abdou Diouf dugal kaamil bi ci avion bi ñu dem ba ca kaw avion bi am panne ñu retourné waat atterrir am na benn jour Abdou Diouf def benn conférence bu mag ni bu ñuy wax ku ma bëgg Sidy Lamine Niass mii bu ma nee bëgg na ma gëm ko mais loolu defal na ko Abdou Diouf pour peut-être am na moom moo xam ci wàll wi tax mu def ko mais bu Abdou Diouf defee leneen lu jaaduwul teg ko ci réew mi Sidy xeex ko Sidy a participé ci li daaneel Abdou Diouf. Ah bien sûr. loolu kay. Ah oui. Waaw. Sidy participé na pour Abdoulaye Wade nekk président de la République. Sidy participé na pour Abdoulaye Wade daan. donc boo foo ni foofu la wóorul xamoo fu mu far moom l'essentiel daal toujours nag souvent fi peuple bi di far ah bu dee ci wàllu politique nii bu gisee ni lu nar a gaañ peuple bi la Sidy dina jóg dina ci wax xalaatam. loolu dama ko yàgg suivre ci ay débat des fois dañuy nekk Walfadjri Sidy yëkkati benn débat ma contre Sidy ci li mu wax mais au fond boo demee au fur et à mesure ngeen dem da ngay dem ba gis ni pourtant Sidy li mu doon wax loolu mooy la réalité loolu mooy dëgg gi ku dimension boobu bi mu amoon ni et puis Sidy comme ni ko Bamba jàngul français dem ci université français yi mais Sidy diplôme boo mën a yor ci àddina ak loo mën a doon boo toogee ak Sidy mën na débattre ak yow jox la ay argument yu valable yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin amiin nit la koo xam ne ñun parce que man bi may ñëw foofu man jànguma journalisme Mame Less moo ma dugal dans le tas ma fekk fa ay xale yoo xamante ne nii maa leen mag foofu ñu respecté ma may jóge ko daanu di jóge ko daanu ma dem bay def journal di def revue de presse di def loo xamante pourtant Sidy Lamine Niass ba ma mënul te mu xam ne fii ku mën a fi war a ne mais pourquoi dàqu ma mais mu bàyyi ma fa mais yooyu du ma ko fàttee dañ kenn la koo xamante ni sincèrement nam ko rendre hommage Sénégal rendre ko hommage te man bi may jógee Walfadjri bu sama yaay doon dund du ma jógee Walfadjri sama yaay dafa bëggoon Sidy Lamine Niass xaritam la woon daf ko bëggoon mais adduna nag la ñu nekk te Sidy loolu ça ne dérange pas waaw des fois nga ànd ak non moom gentleman la voilà gentleman la moom Sidy Lamine Niass Maïmouna nit ku c'est vrai que ci liggéey bi ngeen gënoon a kii mais xëy na xam nga ni nit ku social la aussi moom bien sûr nit ku social la loolu kay di koy attesté mooy kii Bécaye ak yow sax xam ngeen boolu Walfadjri donc waaw loolu dëgg la bu 13h jotaan daf daan yekkal ak reer añ waaw ak reer ñi fa daan togg ku guddi ñi nekk ci journal bi donc daf daan yekkal c'est-à-dire que dafa cultiver woon benn solidarité entre les travailleurs boolu añ bi ñuy añee këram moom la travailleurs yi di añee di añee il a fallu que xëy na kër gi
gën a mag nga xam ne mënatul supporter loolu ñu koy doog a bàyyi. après ci la def restaurant sax. voilà ci lañ def restaurant. voilà boolu ceeb boobu amul ku fa añul. ñëpp fa daan añ. bu 13h ñëppay toog bokk bool bi añ. loolu créer des liens de solidarité entre les travailleurs. parce que ñun dama ne man xarit yi ma gën a am ci métier bi Walfadjri laa ko amee. Walfadjri laa ko amee parce que ñun on était comme des frères et des sœurs. lu dal kii keneen ki yëg na ko. mais mu mel ni ñu xamante bu yàgg. man ñi ma fa fekk dama mel ni man booy yi dama mais booy yi fu ma leen xamee. voilà dafa mel ni mën a ñoom ñoo bokk ndey ak baay. mu ngoog donc loolu la donc mu créer solidarité créer entente donc ñu mel ne comme une famille c'est-à-dire au-delà du travail ñun on se voyait comme des frères et sœurs. te loolu peut-être moom moo ko cultivé donc sama passage Walfadjri daal lu ma marqué la. ci ay actes yoo xam ne Sidy Lamine Niass posé. nit ku social la moom laa bëgg ñu aborder ko Bamba ndax loolu am na loo ci mën a. waaw trop sax moom loolu yëpp mi ngi bokk ci esprit de management bi muy incarné. xam nga ci management dañu naan balaa ngay réussir sa entreprise da ngay fexe ba liggéeykat ya adhéré ci esprit entreprise bi moom loolu dafa xam nu mu koy defee bool bi muy def ak yooyu yëpp moo tax Walfadjri rek ngay gis liggéeykat yi presque buñ ko doon màbb si liggéeykat yi pare nañ soppali ko ay soldats di xeex ak ña koy màbb si sont prêts à tout parce que finalement dañuy incarner entreprise bi ba approprier ko. parce que daf daan wax seen yëf la. ñiy jàng kenn ku sant Niass nekk fi yéen a ko moom. voilà daf ko daan wax. xam nga Sidy dama ko daan wax ne dafa day njàccaar. njàccaar moo gën sax jàng. parce que jàng pour def la njàccaar la. waaw. boo njàccaaree jaratu ko. boo nekkee njàccaar jaratu ko yaa mën ko jàng wax nga ko léegi da nga ne boo gé université boo mën a jàngee boo toogee ak moom dana waxtaan ak yow te mën na laa convaincre ci argument am loolu mooy tekki nañ njàccaar Sidy dafa xàmmee ne xam nga nag ñun tubaab bi daf ñu xaw a yàq parce que tubaab bi moo fi dugal diplôme gëm loolu la ne ku amul diplôme sangam rek tekkiwul dara amul xam-xam yaa ko. non moom loolu daf ko décomplexé. non moom dafa il a compris parce que jaarul foofu. xam nga loolu aussi lu ci am solo la jaarul ci système boobu. te xam na boppam. donc xam na ne lii ay nax la. xam nga boo nekkee njàccaar kenn mënatu laa nax. nit ki mën na def lu ko neex waaye xam ne lii ay nax la bu xoolee Pape Ngagne Ndiaye dina ne nii kii ni talent ngi ci moom kii xam na li lii def booy boo jàngee li téeméeri université waaye moo koy dàq. gis Bécaye. loolu sax pour dëggal ko parce que man bi may ñëw Walfadjri man pour dëggal li ngay wax bi may ñëw Walfadjri Maïmouna Alioune Ndiaye moo ma fa indi man bi ma ñëwee xam naa si li gën a rare sax foofu la parce que dama fa ñëw benn jour vers 9h le matin Aliou jël journaux yi ni ma am defal revue de presse j'ai même pas signé de contrat signé wu ma contrat defuma dara gis nga bi ma defee revue de presse bi mu jeex fa la ma Sidy Lamine Niass fekk ni ma man Pape lii ngay def nii laa soxla man noonu laa fa nekkee di animer revue de presse bi ba ni may animer suma émission ba ni may defee journal ba ni ma fa jógee loolu mu encouragé ma ci parce que xale boo xam ni dafa ñëw ak benn style d'interview boo xam ni moo gënoon pencoo moo gënoon ñàng sax faram-fàcce yi ñuy def nii mais musuma ci reprocher dara encouragé ma yoonam nekku ci même bu kilifa gu mën a wax mu danaan la noo kii nii lay defee liggéeyam nii la koy defee protéger ma donc su ma protégé tey ba ma mën a egsi fii yaakaar naa ne lépp aussi am na ci mérite bu am solo te lu mel noonu aussi El Hadj Bécaye yaakaar naa ni jaar nga fa bu bare et puis côté social boobu dama doon boo gisee ni kër gi mel sax nga xam ne Sidy mën na social bu baax par rapport ak moom ak liggéeykat yi ak moom ak ñii ñëw ci kër gi dama daan teewee muy def yoo xamante ne nii vraiment Sidy mus na ma man dama bari ay anecdote nan ngeen baal ma ci Sidy mus na maa woo bureau oo këram ma ñëw Sidy ubbi armoire bi yëpp ma ne ko yéen nag mu ne ma jëlal tànnal bu la neex. ah bon waaw. non kon yow nag si yéen sori woon ngeen. oui ci rédaction bi la ma mbayeen bi kaay. ndeysaan. ma ñëw mu yéeg escalier bi ñu dem ci kaw foofu mu tudde woon xaw ma am na nun ko tudde woon di ko tooñi waaye ba mu dégg ko sax moom it mu continuer tur ba xam nga du mur de Berlin de am na benn escalier boobu mu daan jaar bu doon jaar pour dem mu ci daan bu appartement rombee rédaction bi di dem yéeg ci kaw dugg këram boo duggee rek moom chambre mi ngi noonu ma dugg ma taxaw mu ubbi armoire bi ni ma tànnal yére bu la neex mais yére yoo xamante ne ni
yére yu rafet mais xam nga kenn du la may lépp nga jël lépp ma xool benn yére bu yamamaay ma jël ma ne ko bii baax na Sidi mu ne ma dafa jëloo yi ma ne ko Sidi bii baax na lii nga ma defar rek teraanga mënu koo weesu yow nga ñëw woo ma ñëw nga ubbi sa armoire ma jëlal lu la neex léegi Sidi bu ma jëlee bi gën a rafet baa loolu la mais ci teraanga boobu ngay wax le ministre Bamba Ndiaye man yaakaar naa lim ma si defal bi may takk soxna man ñi ngi ma mayee soxna fii ci Colobane kër sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Sidi mi ngi présent ci 17h bi mu jotee bi mu fa jógee mi ngi dem ndokkeel soxna si HLM jóge foofu dem HLM waaw bi mu fa jógee daf ma fekk Pikine sama kër papa waaw donc man de 16h à 22h mi ngi maa ko mobilisé yaa ko mobilisé mais imaginez loolu ci sa travailleur loolu mun naa ci yokk mais loolu ci sa travailleur dama ni 17h mi ngi Colobane ñu maye mu def témoignage bu am solo ñu jóge fa mu dem HLM ndokkeel ko jóge fa fekk ma Pikine waaw mais loolu mooy dëggal yow li nga wax ci loolu may mun bien sûr man buntu boobu ngay wax sax man yéex naa ko xam sama liggéey ma rek damay wàcc ñibbi bu benn bés rakkam mooy Salma balaa xam naa daf fa ñëw benn bés rek may wàcc mu woo ma ma may mun a kaay ma ñëw mu jaar noonu man ci laa xam ne foofu sax dafa am buntu buy dugg ci moom rek moo fa daan jaar sax voilà parce que mooy liggéey si foofu voilà très bien mu daal di may yóbbu ba ci sœur bi man ci laa mos a dugg këram te yàgg naa fa mu yóbbu ma ba ci sœur bi ne ma dama lay présenter sama sœur parce que da ngeen xaw a niroo jikko moo tax ma la koy présenter wax na dëgg billaahi wallaahi mu ne ma dama la koy présenter parce que da ngeen xaw a niroo jikko te toujours damay dégg soo jëlee congé da ngay dem France ma bëgg mu jox la adresse am comme ça boo demee France nga seeti ko soo fekkee ne foo xamul moom yàgg na fa foo xamul soo demee moom dina la yóbbu comme ça waaye ndaw si yaay Salma jox ma numéro téléphone ma jox ko sama numéro téléphone vraiment loolu aussi marqué na ma ci moom ci côté social bi parce que loolu bokkul ci liggéey ñu ànd ak la régie ci beneen reportage boo xam ni ambiance la parce que pa bi nga xamee ni deuil bi am na foofu ñu bëri ci askan wi riir nañu utali kër Sidi Lamine Niass ci naqar wi nga xam ni bokk nañ ko ak njabootam ak ay soppeem ci la Mamadou Sarr moom moo ci def bi reportage ñu teewlu ko. di Walfadjri fees na dell ay nit ñu bàyyeekoo fu ne ngir seedeel liggéeyu Sidi Lamine Niass góor gu mag bi wàcc liggéey tey. ñun ñëpp ñu ngi jooy Sidi Lamine Niass waxkatu dëgg bi ñàkk nañu ku mag. kenn ku nekk xamoon ko mu yàgg jóg yëkkati loxoom di taxawu lislaam di taxawu diine di taxawu tariqa Cheikh Ahmad Tidiane di doomi borom xalima ak orga xalifatul Haaji Mouhamad Niass. ñaari tànkam yëpp mu doon bayee dëgg-dëgg xàndoor bu dammee ci waar wa wàcc na jaasi bu dammee ca xare ba wàcc na kon daal dëgg-dëgg ñu ngi leen di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yal na ko yàlla jégal te yërëm ko. wàcci kaamil ak yónnee ko ay ñaan dañu xëyee ci biir kër gi. ku doon béy waaram ci réew mi dem na mun naa ne sax presse sénégalaise moo ñàkk ndax mu ngi ci doon béy waar wu yaatu ci booba léegi mot na fanweeri at ak lu teg samp fi groupe bu mel ni Walfadjri waaye aussi doon dox ngir démocratie. saa su nekk lim ñu doon fàttali rek mooy ligne éditoriale groupe Walfadjri maanaam la voix des sans voix askan wi nga xam ne ñu ngi dund ay jafe-jafe ba mënuñu wax nit ñi dégg leen ñun ñu jottale leen seen kàddu ba seen jafe-jafe mën a saafara loolu mooy li nga xamante ni en tout cas mën nañ jàpp ne mooy kàddu yu mujj yoo xamante ni moom la ñu dénk ndaxte dernière réunion bi nga xamante ni moom la ñu def ak moom mooy bi ñu defee màggal Touba ba pare ba équipe bi ak équipe bi demoon yëpp ñu ngi doon réunion ak moom def le bilan ak def projection si li nga xam ne moom mooy gàmmu gi boobu mooy réunion bi ñu mujjee tenir mu doon ñu dénk daal li nga xamante ne moom mooy taxawaay bi nga xam ne moom la Walfadjri mës a am ñu bañ ko réere benn yoon. ay émission yu ñu ko jagleel ngir waxtaan ci jaar-jaaram waaye itam ngir delloo ko njukkal. tey défi bi nga xam ne moom moo ñu dal ñun dal njabootam dal Sénégal gi yëpp mooy fexe ba li nga xam ne moom moo doon œuvre am li nga xam ne moo doon léppam ñu fexe ba mu gën di jolli gën di mag gën di jëm kanam je crois que tey hommage bu nu mënti rendre Sidi Lamine li ci war a jiitu mooy fexe ba Walfadjri gën di taxaw. ñëpp di rafetlu taxawaayu Sidi Lamine Niass mu doonoon benn défenseur ci wàllum liberté d'expression waaye itam ci wàllum démocratie. jërëjëf vieux jërëjëf la régie El Hadj Bekay loolu Moustapha Diop daaneele mooy pérenniser maanaam naka la ñuy def ba groupe Walfadjri gën a mën a taxaw gën a mën a am doole te loolu nag nekk warugaru ñëpp. lii Moustapha wax mooy wax bi
parce que Walf patrimoine la doo gis mukk ku jógee Walfadjri bañ Walfadjri amul xoolal liggéeykat yi jaar Walfadjri yëpp dem leen nga xoole Walfadjri leen gënal lu nu am parce que dafa am lu ñu fa dund li may mun a wax dañ ko fa dund pour nga dund ko feneen dafa jafe da ngay ñëw foofu di liggéey si yow ak ñëpp yéen a bokk ndey yéen a bokk baay dañ lay défendre nga leen di défendre da ngeen di doon ay xarit da ngeen dem lu ne day dugg si da ngay dem ba dugg ci famille yu kenn loolu Sidi Lamine daf ko liggéey ba pare kër gi doon kër goo xam ne ci wàllu presse li mu fi liggéey dafa bari moo tax vraiment lii Moustapha wax liggéeykat ya ak waa kër ga sa famille ses enfants nañu xalaat loolu kër gi du kër guy tas surtout l'État nañ ci jàpp ci Walfadjri parce que groupe la boo xam non seulement li mu embauché ci ay xale dafa bari te ñooñu waru noo dem au chômage il faut ñu xool arrière yi naka la ñu mën a defee ba téye kër googu mu bokk ci li nga xam ne et puis Walfadjri rek day dundal média Walfadjri dafay dundal libre expression liberté li Walfadjri du dundal te Sidi loolu yëpp moom moo ko liggéey may mun a mii li ko Sidi doon wax noonu yëpp dëgg la woon moom moo gisul woon loolu mu bëgg di dem reportage mais ñun ñu ne woon ak moom gis ko muy def journal xam na ne li Sidi wax présentation benn la woon macha allah présentation non correct benn la woon baax jub yaru am rigueur ñun xam nan ko bu baax bi muy ñëw foofu la ñu fekk mais mu am rigueur Sidi tamit yooyu lay seet ku mu fa téye am na lu tax mu téye la fa ku mu téye ci kër gi rek xam na lan moo tax nga téye am nga benn affaire bu ne ci yow bu tax mu téye la fa te Maimouna noonu la meloon. d'accord Maimouna ci Walfadjri aussi la ban taxawaay la ci askanu Sénégal war a am El Hadj Becaye sax dem na ba dugal ci état lan nga xalaat. li ma xalaat de du nekk warul nekk groupe buy tas. warul nekk groupe buy tas en tout cas groupe boo xam ne la war nañ ci jàpp yàlla def na nag yar na njabootam. Ba njabootam ñu ci bari jàng nañu te réussir nañu. ku mel ne taawam bu góor Cheikh ñun bi ñu fay nekk xale bu tuuti la woon toll woon voilà bien sûr Cheikh léegi maître Cheikh la ñuy wax donc te mu ngi doon takkine affaire u média donc te am na beneen doomam Moustapha voilà beneen doomam bu jigéen mooy Salma waaw Salma ki mu tuddee mag voilà am na aussi ku mu tuddee Baye Niass voilà ak Baye très bien Salma journaliste la donc je pense que bu ci aussi mag ñi jàppee te xam naa ne xëy na defar na héritage am yar na ay njabootam yaakaar naa ne Walfadjri liggéey bi warul nax saay te gëw ma ne dina nax saay le ministre Bamba Ndiaye ci Walfadjri ci ëllëgam waaw ëllëg bi moom man damay dellu ci aspect baatinam yaakaar naa du ñàkk lu mën a téye groupe bi parce que xam nga ñu ngi wax ki jàng ki jàngul mais moom joxe na exemple li dundal Walfadjri dafa teg fële ki jàng ki jàngul seet fu talaa nekk xam nga xam-xam doon naa ko wax léegi nekkul rek ñëpp a jàng parce que ñun suñ famille traditionnelle dañ lay jàngal mais duñ la jox ab diplôme nag ci diplôme yi xew duñ la ko jox mais daan la jàngal xam àdduna xam nooy waxe xam nooy kii xam nga léeg-léeg nga ñëw duggoo jaaroo benn école de journalisme nga def revue de presse mu intéressé auditeurs yi plus que ki ko jàng or lu ñuy chercher talent koo xam ne mën naa wax lu nit ñi dégg jàng bi moom nit ñi dooy wax mukk ñooy laan sab diplôme seen yoon nekku ci ñoom li ngay wax rek la ñuy dégg ndax dana jàll wala du jàll bu jàllee ñu ni kii de xam na waxit bu jàllul ñu ni kii xamul loolu donc moom esprit boobu la daan liggéey donc Sidi day ku koy mën a wóotu ci kër gi da ngay am xalaatam maa mel ni moom bañ a topp rek ndax dina yomb mel ni moom loolu yombul am na ko wax sax Becaye ko wax te dëgg la nekk yombul li mu boole dafa bari dafa boole fit boole xel macha allah boole jom boole nag xëy na loolu ñu bari xamuñ ko nekk un asset dafa doylu daf ne ma loolu répété na ma ko plusieurs fois daf ne ma nit ñaa ngi foog ne maa ngi ki million yu jeex aw ma kii non man
aw ma dara sax li may am bëriwut mais man sama dërëm du ma dem fenn amut lu may seetaani du ma yàq sama xaalis ci lenn ca la may liggéey rek laa koy def loolu il est comme ça te loolu lu jafe la maanaam nekk ku économe ci wàllu na muy dencee nekk un bon gestionnaire daal di wut ab comptable am xam nga ñu bëri bu ngeen seen ab entreprise li ci ëpp xaalis bi dañu def dugal ci seen poche rek fooy kii moom du doxale noonu daa wut ab comptable bu xam ne lépp foofu lay jaar donc qualité yooyu mu boole suñu borom day lépp mën na ko man li tax du ma wax jamais nit mënuñu ko remplacer parce que sama gëm-gëm mooy nit ñi outil yu yàlla lañ yàlla nag moo ne wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum summa la yakunu amsalakum saa yu ngeen fàddoo rek ma remplacer leen rek ku wuteeg yéen koo xam ne sax peut-être du doon seen morom maanaam daa leen raw loolu rek moo may ma mën a gëm ni groupe bi incha allah mën naa dundaat mën na sax xëy na dépassé parce que boroom amoon na yéene mu continuer di évoluer continuer aussi di nekk manaar ab bénéer buy gindi képp koo xam ne voilà da ngay yëngatu ci wàllu journalisme. jërëjëf le ministre Bamba Ndiaye dañuy dellu régie rek ndax ca kër Sidi Lamine gannaaw bi ñu jógee ci groupe Walfadjri ca kër ga itam bari na ñu fa demoon doon joxe seen njaal donte itam robaguñu ko ndax date bi nga xam ni moom la ñu ko war a jàppal dafa wéragul ndax dafa am ay date yu ñuy dégg ci levée du corps bi ak ci inhumation bi muy denc bi loolu moo tax bëgguñ ci sori moo tax waaye xam naa ni après xëy na Bécaye am na lu mu ñu ci mën a wax dañuy ànd ak Mame Birame Diouf mu dem ca këram ca Sacré-Cœur. génn àdduna Sidi Lamine Niass bàyyi nag wéetaay ndax fii it ci këram bi di Sacré-Cœur mbooloo mu takku teew fii ñëpp nag ànd di wax ni Sidi Lamine Niass kat dundam la mu waroon ci taxawaayam mat na. C'est une grande perte pour le Sénégal pour l'Afrique mais nag surtout pour le monde islamique ndax Sidi ku ne xam ne ni àddinaam yëpp combat la. mën naa ni acteur la bu am solo ci tey jii liberté d'expression ak démocratie fii ci Sénégal benn ci waaram bu baax a baax a baax. yëpp pour jàppale peuple sénégalais la. këram at sunu kër jàkkaarloo ñu yàgg dëkk ñun ñëpp ñu màgg ci kanam mu doon nit bu baax mu doon nitu xeexkat. nit yu bañ nit ku xam ne ku bañoon nooteel la nit ku xam ne li ñu ko mën a sedd ñu dëkkandoo ak moom muy nit ku bëggoon njabootam ndax ñu ngi ñaan yàlla fa mu jëm yàlla na ko gënal fa mu jóge nekkeeg tiis waaye it dellu rek sant yàlla fii ci këram gi nag kaddu yi nga xam ni kon jip na fii di wane rek fi ñu tegoon Sidi Lamine Niass ci di koy delloo njukkal. ñun bu ñu ñëwee fii 1998 léegi mu ngi ñaari fukki at ren la ko def. ñu liggéey fii Walfadjri daf ñu mayoon suñu chance nekkay ndaw fekk fi Mame Less Camara ak ñoom Mamoudou Ibra Kane ñoom Alioune Ndiaye ñoom Yara Dia Mohamed Elimane Lo Mamadou Alpha Diallo ak tant d'autres di jógandoo di daanandoo jàng ko ba jël Walfadjri teg ko première rajo du Sénégal ci Walfadjri am na au moins tey juróomi groupe de presse yu am Sénégal fi tey boo xoolee yu si gën a bëri Walf lañ jaar yaakaar naa ne war nañ ko delloo njukkal presse sénégalais war na ko delloo njukkal presse africaine parce que africains yi bëri jaar nañu Walfadjri aussi pour def seen formation. jarbaatam bi nga xam ne nag yëkkati sax ay kaddu jëmale ci nijaayam googee yombul. man moom lañ ma bàyyile mooy sama papa moo uuf sama doom sax tudd ko man pratiquement fii laa dëkk su ma nekkul sama kër maa ngi fii ci kër gi mënuma wax. Sidi Lamine Niass doon koo xam ni kon. war nañu roy ci moom ci taxawaayam ak it li mu liggéeyal réew mi rawatina it secteur de la presse. Mame Birame Diouf jërëjëf ak Diafara Ba El Hadj Bécaye ñu koy jàlle itam Youssou Ndour. ndax xam nga ni ku xam Walfadjri fi mu ne xam na ni mu ngi jàkkaarloog kër yaayam Ndeye Soxna Mboup. mu nekk dëkkandoom. kon ci dëkkandoo ak itam ci lu bëri war na tax ñu jaale ko. di ko jaale Ndeye Soxna Mboup di ko jaale Youssou Ndour di ko jaale famille bi yëpp ci dëkkandoo ak ci. et puis daana ko invité Sidi Lamine teew naa mu invité Youssou Ndour ci diine ak jamono. Youssou Ndour Awadi Ndiaga Mbaye je crois xaw ma Baaba Maal xaw ma daal y'avait ak kenn ku doon liggéey BSDA xaw ma. pour te dire xoolal moom loolu lan moo ci war daga naan lan moo ci yoonam. mais y'avait Ndiaga Mbaye y'avait Awadi y'avait Youssou Ndour. ñu toog waxtaan ak moom waxtaan yoo xamante ne ni li mu doon wax diine ak jamono lu mu gëmoon la loolu la dund.
Sidi dafa xëy rek may moo Sidi dafa xëy benn jour ma toog ci kii bi rek di préparer revue bi Sidi woo ci téléphone allo ma ne ko waaye mënu demal nga animé ëttu diine yi ma ne ko ban ëttu diine man maay animé ëttu diine ma ne ko Sidi ana Ablaye Lam mu ne ma dafa jël congé ma taxaw ma ni ëttu diine yi waaw man lu may def ci ëttu diine yi mais ma dugg ne asalaamaaleykum wax animé ba midi affaire bi jeex Sidi woo ma ni ma laay yow kay professionnel nga ma ne ko ban professionnel ma génn suma grand frère Moustapha Gueye sesti la nekk mu woo ma ni mu ne booy yow laa doon déglu ngay def étudier nii man Sidi la mi ne ma ko def loo di mu ne loo ci xam mais pourtant yoraat naa ko après ay xaw ma 1 an ma nekk ji di ko animé dama dem ba ñëpp xamee ma ko mooy li Bamba Ndiaye wax rek ci ni muy détecté talent bi way mu ne ma yow rek yaa koy yore ma wax noonu la defaat yoraat naa ko 1 an jërëjëf Maimouna malheureusement temps bi ñu jagleeloon jeex na xam ngeen ni tey dafa mënul ñàkk rek pour ñu mën a waxtaan parce que mooy suñu liggéey en tant que journaliste ñu def ay plateau yoo xam ne dañ ko koy jagleel ay ku ne xam na ni xol yi fees na ma leeral leen lu tuuti xam nga lii ñu wax ci moom yëpp ak lii muy liggéey lépp Sidi yaayam Chérifu naaru gànnaar la boo xam ne dégguloon sax wolof maanaam mënoon nga koo méngaleeg ay métis mënoon naa jël Karim Wade dama jël benn tur rek mënoon naa tudd keneen mais il a réussi malgré tout intégrer société bi xam nga dëkk boo xam ne say najaay nekkuñu fa say lii nekkuñu fa nga fexe ba mel fi ni fi mel fexe ba am fa ay nijaay kii di jooy ku wax ne yaay sama nijaay maa ko bàyyile sama bopp maa ko loolu aussi mérite la kon Maimouna ni ma ko waxee rek ku ne xam na ni xol yi fees na xol yi tooy na parce que ki ñu ñàkk ni ma ko waxee amaat ko du yomb rawatina ci ñun ñi nga xam ni dañu jaar ci keppaaram mu ufal ñu boppam jàppale ñu protéger ñu te loolu daanaka baat bi yëpp benn la ci képp koo xam ni jaar nga ci groupe Walfadjri malheureusement temps bi fii la ñuy yem ba jombul dinañu amaat yeneen occasion ci yeneen plateau ñu leen di gërëm bu baax kenn ku ci ne ci moo bi nga xam ne di nga ko tàggoo Maimouna voilà di la gërëm Papa Ngagne di gërëm Bekaay di gërëm ministre Bamba Ndiaye xol yi tooy na ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana léegi li may mujjee rek mooy Sidi Lamine li ma waxoon moom laay terminer fi mu tegoon jigéen sori na lool man stagiaire laa fa duggoon stagiaire waroon def stage bu école ubbee ma dellu mais mu téye ma fa jox ma fa ay responsabilité ba ma fay génn poste boobu mujj ma ko exercer parce que dama doon dem feneen mu def ma directrice de l'information xam nga kooku ku fonkul nit doo ko def donc ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana te cat bañ koo jiitu ci bàmmeel amiin merci El Hadj Bekaay man vraiment dama koy gërëm parce que man bu ma toogee sax ba xalaat naa ubut rajo Sidi Lamine moo tax parce que ma xool ko ni bon kii daal demul université ci arabe bi la nekkoon am na dàq na complexe boobu ba taxaw mais pourquoi pas ñun mu inspiré ma dama daan toog ci biir rajo bi di ko wax am na benn bu ma Benjamin Diagne doon interroger man mu ne ma loo bëgg a doon man ko moom am sama rajo jóge fii dem toog si sama rajo te ça le gênait pas keroog bi ma amee rajo licence damaa dem ba ci moom woo ko Sidi foo nekk mu ne ma maa ngi télé ba fee ñun xamuñu ko ñun fee bokkuñu fa ñun fii la ñu bokk Sacré-Cœur ma dem fekk ko foofu ma ñëw ne ko Sidi man dama la soxla dama may licence ma war a ubbi rajo mu ne ma kenn moomu ko xam nga lu mu laaj liggéey rek yàgg nga ci rajo yaa ngi ci télévision boo ci góorgóorloo loo ci wut di nga ci am ma ne ko tàllal naa samay loxo ñaanal Sidi ñaanal ma kon dafa participer ci sama dund lu ma am rek Sidi Lamine daf ci bokk Sidi Lamine Mame Less Camara mënuma leen a fàtte ci sama dund parce que Mame Less Camara moo ma jëlee ci mbedd mi waxloo ma ci rajo Sidi Lamine te Sidi mënoon a bañ parce que boobu dàq ma yomb na mais daf ma gérer di ànd ak man ñu ànd di liggéey ba keroog bi ñuy tàggalikoo noonu waaye doo dégg Sidi wax ma doo dégg ma wax ko
lu ma wax ci Sidi Lamine lu rafet la ndaxte lu rafet laa xam ci moom li ci des mooy ñu ànd ñu ñaanal ko Sénégal gépp nag kuy doomu Sénégal rek da nga ñaanal Sidi Lamine ci baat boobu mu wax sax le ministre Bamba Ndiaye foofu ci ñaanal ko parce que tey li ñu wax yëpp dëgg la waaye li ëpp solo te di ko fekk fi mu nekk mooy ñaan kon bu fekkente ni am na ci ay dog yoo xam ne mën nga ko joxe ñu ñaanal ko ñiy dégg itam ñaanal ko loolu luy am solo lay doon ci plateau bi. waaw dëgg la Pape Ngagne jërëjëf balaa may joxe xëy na li may joxe ci ñaan ma gërëm la yow ci taxawaay bi ngeen taxaw gërëm groupe bi président Youssou Ndour gërëm waa groupe bi yëpp parce que lii itam dafay wane li saxal Sénégal Sénégal dañu am benn esprit de tolérance et de solidarité boo xam ne mooy li koy suuxat gis nga tey li ma seetlu télé yëpp ku ci nekk da nga bàyyi say programme nekk ci Sidi ba xàmmeetoo diggante Walfadjri ak yeneen télé yi alors loolu defe naa ne lu am solo la xam nga lii aussi du ñëpp ko man yéen ngeen nekk ci beneen télé woo ay nit tey def témoignage bi ci Sidi te ngeen jaaroon fa nekkoon feneen loolu aussi dafay montrer mais ministre ñun ay daggiti Sidi Lamine xam na waaw mais li tax ngeen mën koo def nii itam loolu ci mbaaxu sénégalais la dafa am lu ñu yàgg la jagleel dama wax fële ne Sénégal du ma ko tiital jamais parce que dama gëm ne li ko yàlla téye ajuwut sax ci ay nit ci yàlla suñu borom la aju yàlla moo ko may téye ko loolu sénégalais xëy na xamuñu ko waaye lu dëggu la yàlla daf ko may jagleel téyel ko boppam dëgg la loolu di dëgg donc ñaan gi nañuy def rek ñaan gi nga xam ne moom la ñuy faral di def defal ko fukki lixlaas ak benn tëje ko salaatu ala nabi bu waaye di jëfandikoo ñaanal ko yool bi ñaanal ko way daawlu yëpp ñaan sunu borom aussi jabootam gi nga xam ne moo fi des ak patrimoine bi mu fi bàyyi yàlla tegal ci boppam loxo ndax yàlla moom mën na ko te bu ko defee yaakaar naa ne dara du ci yàqu incha allah. jërëjëf kon ñaan gi ñoo ko déggandoo ñu daal di koy def en direct kenn ku ci nekk am ci yéene jëmale ko Sidi Lamine Niass bismillah. kon mbokk yi mu nekkoon seen spécial émission ñu doon ko jagleel nag kenn ci Sénégal nekkoon président directeur général bu groupe Walfadjri Sidi Lamine Niass ñu leen di gërëm bu baax ci teewlu bi ak ànd bi ngeen xam ni àndoon ngeen ko ak ñun ñu àndoon ci émission bi ak El Hadj Bekay Mbaye àndoon ci ak le ministre Bamba Ndiaye ak Maymouna Ndir jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.